déglooti sunu kër FM seeni kër laa mën déglooti sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa amati mbégte contentement di leen jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne nag mooy suñu Cœur FM suñu Cœur matinal émission bi leen di réveiller dans de très bonne humeur waaye itam di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay kenn ku nekk ci yéen di ziar ñi nga xam ni ñi ngi ci lali hôpital yi di ñaanal suñu borom rek mu daal di fëgg seen bopp bañ dellu seen kër yi waaye itam di ziar kilifa diine kilifa aada fépp waaye mën a nekk rek ñu ngi lay jox loxo di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaye itam di ziar ñi nga xam ni ñoom la caabi féete ginnaaw suñu borom may leen caabi féete leen kanam te leen fa yóbbu woon bañ leen fa yóbbooti di dem ba diwaanu Californie di ziar suñu grand frère suñu xarit grand Ndiawar Diop depuis la Californie moom itam ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam di ziar ñi nga xam ni ñoom laa bokkal plateau bi à chaque fois du lundi au jeudi. tey nekk suñu dernier numéro de la semaine Cheikh Tidiane Dansokho journaliste ci kër gi maa ngi koy ziar bu baax a baax waaye itam Eli Ibrahim Ka mi nga xam ni moo ñi jàppal technique bi ba ngeen ñu mën ñu dégg ci anam ba mu leeree fii ci biir suñu kër FM fi nga xam ne nag fii la mburu mi tàngee waaye itam fii lay xoyom-xoyomee ni ko suñu naataango la fi Samba di faral di waxee waaye itam di leen wax ne rek mën ngeen suivre si li nga xam ni mooy suñuy plateforme www.sunuker.com waaye itam www.sunukerfm.com suñu page Facebook ñi ngi nekk ci kanam tuuti en live ci li nga xam ne nag mooy émission matinale bi waaye itam ñoon ngeen ñoo am si suñu page YouTube Sunuker FM la première radio africaine de la Californie kenn ku nekk ñi ngi lay jox sa wàcc waaye suñu kër matinal fii la nekk di leen cœur de ville bu Kaolack lañu ko daal di implanté di leen wax ni nag kenn ku nekk rek am nga fi place suñu kër seeni kër la bunt bi yaatu na ëtt bi yaatu na fu waay toog rek fu ma waaye mën a nekk rek mën nga jël sa chaise daal di ko ci teg am li nga xam ne nag mooy seen émission matinale waaye itam suñu émission yu fasantikoo yu nekk ci biir plateforme yëpp mën ngeen a amaat lii di rediff bi di leen jaajëfal cant ak ngërëm ñeel na leen bu baax a baax Eli Ibrahim Ka maa ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay fay di la nuyu man it di la jox sa wàccuwaay di la béggee bu baax a baax macha allah sànce bi yànji na lool macha allah lii moom am na solo. waaye tooñ Eli. waaw xëy rek di jàkkaarloo lu mel nii moom day am solo macha allah taarkalla lii moom dee ko faral di def. kon baax na comme ni nga koy defee chaque jour. ñu dellu ala ndaanaan. xam naa ne daal ñi nga xamante ni ñooy teewlu rajo bi bëgg nañ affaire yi nekk télévision bi ba ñu mën koo gis mari daa ba daal sànce yu jekk yi nga xamante ne. yow ñun ñoo ngi ñëw lépp ngi ñëw incha allah waaw ñoo ngi ñëw nañ ñu xaar rek. waaw incha allah dina baax bu soobee yàlla maa ngi lay béggee bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñooy teewlu rajo Sunuker FM fu ñu nekk rek ci biir Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñi nga xamante ne bi ñoo nekk foofu noonu ci diwaanu Californie ñu ngi ñuy teewlu foofu États-Unis d'Amérique ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu suñu auditeurs yi nga xamante ne ñoo
nekk fépp rek ci biir aduna bi ñu ngi leen di béggee surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy moodu yi nga xamante ne dañoo génn rek ngir dóori seen waar ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax macha allah di leen ñaan yàlla rek li nga xamante ne moom moo leen tax a jóg di dóor waar yal na leen yàlla may rek ñu am ko ba ñu ñibbi si seen dëkk fekk seen njaboot ci jàmm macha allah ñu ngi leen di béggee di nuyu nag Cheikh Tidiane Dansokho mi nga xamante ne bii moom mooy borom xeer yi macha allah borom saf-safal yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ci biral loxo bu baax a baax di nuyu suñu directeur président directeur Ndiawar Diop. muy foofu noonu ci États-Unis Los Angeles California ñu ngi koy béggee macha allah. Sotu Lat Joor. waaw gàcce ngalaama. waaw ca kaw ci kanam jërëjëf. jërëjëf yooyu itam El Ibrahima Ka nga xam ne moo nekk ci xarala gi di ñu jàppale bu baax a baax moom itam yàlla na ko yàlla defal jàmm Cheikh Tidiane Dansokho tey da ngaa may fermeture côté. Ndeye Marie Dabo maa ngi lay nuyu di la ziar ci jeudi bi xam naa yow da ngay tertu àjjuma yi da nga koy gàttandu. man nag yàlla dimbale ne ma nag alxamis ak àjjuma moom wax dëgg yàlla su ma yiwalee lundi ba mercredi su ma dangalee lundi ba mercredi jeudi ak vendredi ma yiwal ko. waaw baax na kon dañuy nuyu auditeur ak auditrice bu suñu kër FM di leen jaajëfal ci seen dernier numéro suñu kër matin. di leen nuyu di leen jaajëfal di jaajëfal suñu grand Ndiawar Diop nekk foofee ca États-Unis di la nuyu yow El Ibrahima Ka di nuyu képp koo xamante ne rek mu ngi ñu doon teewlu ci suñu kër FM muy émission matinale bi ak journal bi nga xamante ne Ndeye Marie Dabo wax dëgg fa yàlla maa ngi jot ay message nee nañ ma daal neex na. waaw yàlla baax na yàlla na la yàlla lafal cat. amiin yàlla na la yàlla lafal cat suñu kër FM bi. ba lañ ciy séentu daal mu daal di yegg si. amiin incha allah ci barke yonent yàlla Muhammad. allahumma amiin am na solo. jaajëfal ko bu baax a baax moom Cheikh Tidiane Dansokho waaye jaajëfal ñi nga xam ne ñoom itam dañuy bàyyi seen yitte di teewlu li nga xam ni mooy suñuy émission moo xam xibaar yi la moo xam sunu kër matin moo xam yeneen émission yi nga xam ni ñu ngi koy dawal ci biir kër gi la maison di leen jaajëfal bu baax a baax ci kanam tuuti rek ñu daal di dikk ak yéen ci li nga xam ni moom la ëttu yëglekaay yi xëye tey ci biir réew mi waaye itam ci biti réew léegi-léegi lay doon. Sunu Kër FM seeni kër la sama gaa ñi dégloo ci Sunu Kër FM sunu rajo la sunu rajo la sunu rajo la juróom ñetti simili moo bootu ci juróom ñetti waxtu ñu woye rek ci li nga xam ni mooy suñu émission suñu kër matin dañuy daal di rek jublu ci li nga xam ne nag moom la ëttu yëglekaay yi xëyee tey ci seen xët bu njëkk dañ koy doxee ak réew mi quotidien bi daal di nag fësal ci nataalam ab waay ju feebar li ko wund mooy li nga xam ni mooy variant omicron daal di nay gën di fës ci àdduna wërngër këpp kii di professeur Seydi nag daal di nay génnee ay dëggam teg ko ci table bi rek di wax ni lu ni mel nañ ci gaaw jóg balaa muy ëppi loxo moom professeur Mboup daal di alerté ñi nga xam ne nag ñooy rapide progression bu omicron bi nga xam ne nag jotoon nañ ci am ñetti cas fii ci réewum Sénégal waaw ci loolu sax daal nañ leen di faj ba ñu waaye itam kii di professeur Tandakha Dièye moom itam mi ngi daal di milité ci benn 3e dose boo xam ne war nañ ko mën a jox ñi di askan wi rek ñu mën itam fagaru ci seen maladie boobule ci boobu jàngoro waaye itam ñu ne le Sénégal a une capacité de 575 lits d'hospitalisation. Ça montre que ça craint moom itam ci li nga xam ne mooy omicron waaye itam li di covid 19 li ñu am ci ay loli hôpital pour di administrer ñi nga xam ne ñoo yor boobule taxu ko demee noonu waaye itam loolu jur ak njàqare ci ñi nga xam ne nag ñooy
docteur yi nga xam ne ñooy faj ki ñu xamal li ñu mel wala boog ñi ñu xamal li ñu mel di professeur Seydi professeur Mboup ak professeur Tandikha Dièye buñ jugee ci réew mi quotidien dañuy dem ak le quotidien daal di asséné ci li nga xam ne nag mooy xëtam bu njëkk nataalu njiitu réew mi bi mise en garde ñi nga xam ne nag ñooy waa Air Sénégal ki nga xam ne nag mooy njiitu réew mi ñu daal di koy fësal rek ne Macky au DG d'Air Sénégal la ponctualité des vols et la qualité du service doivent être de mise maanaam ñi nga xam ne ñooy tukki ci vol Air Sénégal ñoom itam daal di nañu xamle ni nag moom jiitu réew mi lii di service bi dafa war a nekk loo xam ni lu ñoŋ la waaye itam lu gaaw waaye itam ak lu ponctuel maanaam saa yu ñu ko soxlaa rek dafa war a mën a teew fi nga xam ni mooy ci seeni bëgg-bëgg ñu jugee ak le quotidien wax ak le mandat bi wax rek coup de grâce de la Cour suprême à Yewwi Askan Wi mu ne le régime enterre-t-il l'opposition avant l'heure moom Cour suprême lañu daal di fësal ci xëtam bu njëkk di ab laaj bu samp rek di xool ndax lii di Cour suprême dafa daal di suul ñi nga xam ne ñooy opposition bi laata seen waxtu faatu di jot waaye tam kii di Abdoul Mbaye mi ngi ci xët bu njëkk bii di ki nga xam ne mooy le mandat rek mu ne les Sénégalais seront de plus en plus fatigués moom nag loolu la ñu xamal moom Abdoul Mbaye nee na ñii di Sénégalais yi dañuy xëy di gën di sonn ndax rek réew mi métti na fu métti yam te day gën di pire loolu la ñu ay kaddu Abdoul Mbaye xamal ci journal bii di le mandat ñu jugee ci le mandat dem ci Walf Quotidien bi ñëwaat ak Cour suprême daal di wax rek ne l'opposition abat sa dernière carte mu def rejet des recours et saisine de la CEDEAO mi ngi noonu CEDEAO la ñu saisiroon ñoom opposition bi ku jégi waaye itam lii di opposition bi ñoom itam bañal nañ leen li nga xam ni moom lañ defoon yooyu les recours ba tax rek ñuy xam ni li nga xam ni mooy seen dernière carte la ñu daal di sànni woon noonu mu mel ni nag mujjul antu ci leneen rek ci biir li nga xam ni mooy Walf Quotidien la présidence de la République daal di ne fësal xëtam bu njëkk moom itam ab nataalam Macky vire son chef de protocole daal di ne dàq yi nga xam ne nag mooy chef de protocole am maanaam lépp lu jëmoon ci wàllum audience ak yu ni mel ka ko daan jiite moom Macky daal dina koy wan porte bi ne ko nag c'est grandement ouverte mu daal di fobi bagaasam ñu jugee ci li nga xam ne nag mooy Walf Quotidien dem Sud Quotidien muy ñee fësal ab scandale boo xam ne nag dañu ko répété à plusieurs reprises ñu wax rek scandale répétitif à coups de milliards et non élucidé près d'1 milliard de budget annuel sans instruction mu wax rek créer une juridiction du néant ñoom nag daal dinañuy xam le ni nag fësal ci nataali kii di Aliou Ndao di procureur spécial de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite li ñu xam ne ni mooy ne plus d'1 milliard de budget annuel yoo xam ni kenn topp ko tànk ba xam fan la mujjee ñu daal di wax rek créer une juridiction du néant ñu jigee ci fi nga xam ne mooy Sud Quotidien dem L'As Quotidien bi nga xam ne nag mi ngi fësal ci xëtam bu njëkk def les comptes de Makiyu Faye saisi kii di Makiyu Faye moom mi nga xam ni moo fi nekkoon entrepreneur waaye itam jiite woon construction bu mosquée bu Massalikul Jinaan ca Dakar moom nag daal di dañuy gelé ay comptam de ubbi ab enquête rek ngir xool lan moo waral boobule contentieux bu ñu jugee ci fi nga xam ne nag mooy L'As Quotidien dañ jëm journal Les Échos moom itam daal di fësal nataalu kii du njiitu réew mi Macky Sall monte au créneau et freine les DG maanaam daal dinay freiné ñi nga xam ne nag ñooy directeurs yi fasantikoo ci yenn bërëb public yi nga xam ni day nekk ci instruction présidentielle Macky Sall nag mi ngi leen di
artu waaye tam yëkkati baat boo xam ni tamit teg na ko ci seen kaw ngir rek ñu mën a gën a mën a ñoŋal seen liggéey ñu waxaat leneen ci li nga xam ni mooy biir journal Les Échos mu ne les préfets gagnent 808 dossiers plutôt sur les 10 l'opposition perd sur ses 12 recours mi ngi noonu nag ci 8 dossiers yi nga xam ni ñi di préfet yi déposé woon nañ ko ci 10 dossier gagné nañ ci juróom-ñett yi waaye itam ñi nga xam ne ñooy opposition bi ci seeni dossier yi ñu jot déposé fukk ak ñaar lañu ci perdre ci loolu sax kii di Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp moom itam daal dinay xam ni mu ne out de la cour de Dakar moom itam lii nga xam ni ci course bi daal nañu koy génne ba ci Yewwi Askan Wi ba ci sax kii de Moustapha Guirassy mu ne ma peine est grande moom itam maanaam gàccam gi dafa rëy ndax lu ni mel sax xamul lu ko wundu ñu daal di wax ak Vox Populi moom itam wax l'État gagne la première manche face à Yewwi Askan Wi mu ne nag lii di nguur gi gagné nañ phase bu njëkk bi ci kanamu l'opposition bi moom la lii di Vox Populi fësal ci xëtam bu njëkk l'évidence yéenekaay daal di moom itam fësal ci xëtam bu njëkk conseil des ministres mu ne Macky presse le ministre des pêches moom mi nga xam ni moom la ñu dénk wàllum napp gi mi ngi koy gaawtu moom itam mu rek def lu gaaw ci li nga xam ni moom la ñu ko dénk waaye itam la tête de Fada mise à prix Mamadou Diagne Fada moom itam boppam daal nañu ko fas yéene teg ci table ji rek def ko ba moytuwul vente aux enchères ñu wax ak l'observateur moom itam bi fësal ci xëtam bu njëkk nataalu njiitu réew mi Macky Sall revoit sa formule mi nga xool rek bu doon li ñuy wax rek ab scientifique mi nga xool formule yu mu war a mën a tëralaat ba li nga xam ni moom la bëgg moo am ko ci résultat mu ne pas de face à face avec la presse ci li nga xam ne nag moom la fas yéene def du discours de la nation bi la yoon nag da koy def à titre individuel du def benn face à face ak li nga xam ni mooy presse bi mu ne les contours de son discours de nouvel an mu ne un rendez-vous après les locales pour parler du premier ministre de l'UA et de son mandat moo ngi noonu moom Macky Sall loolu la xamle contour yu wër li nga xam ne nag mooy nouvel an bi la yoon discours bi à titre individuel lay doon waaye tam ñu waxaat ni le président a promulgué la loi réhabilitant le poste de premier ministre mu ngi noonu waxaat na ci poste de premier ministre loi bi nag daal nañu koy promulguer ñu wax ak source a bi fësal ci xëtam bu njëkk moom itam kii di nataalu Antoine Félix Diome nekk fi nga xam ni mooy Elimani bi ñu dégg wàllum biir réew moom itam li ñu xamal mooy ne résultat du match arbitré par la Cour suprême autour du rejet des listes de l'opposition waaye Yewwi Askan Wi ñoom itam kii di Antoine Diome yéena yàbbi ci li nga xam ne nag mooy seenub sort mu ne Ousmane Sonko et compagnie ont été envoyés jouer au baby foot parce que c'est un total de 22 recours. Ils en ont été 20 fois renvoyés mu ngi noonu moom Antoine Diome loolu la wax ci 22 recours yi nga xam ni jot nañ ko déposé et 20 fois lañ leen daal di renvoyé 12 rek la ñu jot gagné waaye itam ci biir li nga xam ni mooy source a kii di professeur Seydi moom itam nataalam daal nañu koy fësal muy xam le ni nekk bu ñu moytuwul li di 4e vague mi ngi ci yoon bi te rek ñu gaaw ci nu mu gën a gaawee laata muy ëppi loxo critique yéeni kaay moom itam ñëwaat ci cour suprême ak li nga xam ni mooy recours yi ñu rejeté mu wax livre son arbitrage ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum recours yi nga xam ni di kujje gi déposé woon nañ ko ñu wax rek une patate chaude à bouffer ñu wax ak enquête yéeni kaay moom itam bi fësal ci xëtam bu njëkk nataalu kii de Barthélémy Diaz ak ki nga xam ni mooy Soham Wardini mu ne la glace et le feu maanaam glace ak ndox
moo nar a nekk ci li nga xam ni mooy élection locale ñu dëkk man rawatina foofule ca Dakaaru Ndiaye diggante Soham Wardini ak kii di Barthélémy Diaz. L'info quotidien la ñuy wax Sonko naax ga Macky et Benno Bokk Yaakaar moom itam desul ginnaaw génn na def ak li nga xam ni mooy investiture ba mu doon amal foofule ca Ziguinchor wana ni rek fii di Ziguinchor moom Ousmane Sonko moo ko moom waaye du keneen. Libération la ñuy wax ak li nga xam ni mu ne les incroyables aveux de Fatima Fati ci li nga xam ne nag moom la jotoon a def ce soir. Elle a tué son mari à coup de pilon avant de simuler un braquage. moom ki nga xam ne mooy soxna si di Fatima Fati dafa daal di rek faat borom këram simuler li nga xam ne nag mooy braquage. ci loolu sax mu xam ne ni ci lañ daal di faate kii di borom këram waaye ba enquête ya ubbee xam nañ ni moom moo def jëf ju ni mel. yoon teg na ko loxo nag jamono ji ma nga ca fa nga xam ni fa la yoon di defee liggéeyam. Cour suprême ba léegi daal nañu koy fësal ci li nga xam ne nag mooy Libération yéenekaay mu ne la Cour suprême déclare les listes de Yewwi Askan Wi irrecevable. mu ngi noonu kenn du ko recevoir ci li nga xam ni mooy yile élection locale yi nga xam ne jot nañoo refuser seen dossier. ñu wax ak l'exclusive moom itam daal di fësal ci xëtam bu njëkk nataalu Antoine Félix Diome kii di Bougane Gueye Dany ak Khalifa Sall. L'État gagne et perd en même temps. mi ngi noonu ñaari yu bokkul daal di am ci li nga xam ni mooy l'exclusive yéenekaay foofu la ci Cour suprême ni ko démb mu ne sur 10 recours l'agent judiciaire remporte 8 et mord la poussière sur 2. Bougane complètement invalidé à la cour capitale de Dakar. moom Bougane Gueye candidat bi mu déposé woon ngir nekk foofule ca mairie bu Ndakaaru Ndiaye nag daal dinañu koy refuser. Lii quotidien la ñuy wax moom itam bi dikk ak ci projet de loi adopté en conseil des ministres jëm ci li nga xam ni mooy wàllum premier ministre. ci démb rek moom la ko njiitu réew mi daal di fësalaat moom itam le quotidien fësal nataalam ci li nga xam ni mooy xëtam bu njëkk. 24 heures yéenekaay mu daal di wax moom itam mu ne le quatuor sur la table de Macky. mu ngi noonu ci table Macky Sall nag la ñu teg li nga xam ni mooy genre instrument la pour boo xam ne rek dañuy daal di def ab point d'interrogation ana lan lay wundu. waaye itam ñu daal di wax ak le soleil national bi fësal ci xëtam bu njëkk ba tey nataalu njiitu réew mi bi dikkaat ci li nga xam ni mooy Air Sénégal ak yee un 9e appareil ci li nga xam ne mooy suñu réew mi. Sénégal amaat na juróom-ñeenteelu li nga xam ni mooy avion bu def trajet di dem extérieur. ñu wax une batterie de mesures pour assurer la mobilité jëm ci li nga xam ne nag mooy terre bi. Tribune yéenekaay ñëw ci ñun ba tey ak Cour suprême bi invalidé li nga xam ne nag mooy l'opposition bi mu ne la chambre administrative a statué sur 22 recours. 2 recours sont passés pour le compte de l'opposition. Des sourires à Matam et Ziguinchor. Mécontentement entre Pikine et Kédougou. waaye tam la grande coalition Gëm Sa Bopp invalidée à Dakar. mu ngi noonu ñoom ku jekk politique gi am nañu reetaan gu mat ca Matam waaye itam sa Ziguinchor mais ci yeneen localité yu ci bari dañ leen daal di repousser. ñu daal di fësal beneen ci li nga xam ni mooy 4e vague bi coronavirus bi nar a am ci li nga xam ni mooy réewum Sénégal ak lii di 3e dose de vaccin bi nga xam ne nag jàpp nañ ni lu war a mën a nekk la. Le Sénégal frappé par une 4e vague de Covid-19. Stade yéenekaay la ñu daal di wutali mu fësal ci xëtam bu njëkk nataalu ki nga xam ne nag mooy gayndey Sénégal. L'absence d'Ismaïla Sarr serait une grosse perte. waaye itam lu ci mënti am rek ñi nga xam ne ñooy yeneen gaynde yi daañu fexe ba li nga xam ne mooy CAN ba ñu dëgmal ñu am ci ndam bu ñu kawe seen njort. suñu làmb la ñuy jeexale ci li nga xam
xam ne mooy ëttu yëglekaay bi fësal moom itam ci xëtam bu njëkk nataalu kii di Bombardier ak Balla Gaye 2 bi fas yéene jàkkaarloo ni ki 1er janvier atum 2022 foofule ci Arena mu ne pour la sécurité il y aura minimum 1000 policiers lu toll ci 1000 policiers lañ fas yéene déployer rek ñu assurer di sécurité foofule ci Arena combat bi dox ci diggante Balla Gaye 2 ak kii di Bombardier bu Mbour waaye itam Tapha Tine Lac 2 mu ne 2 grosses raisons d'une explosive revanche ñoom ñaar ñi nag jàpp nañ ni war nañoo mën a joxe seen revanche waaye kii itam di Eumeu Sène mu ne il ne faut pas brûler Eumeu Sène kenn du ko taal laata rek muy def jëy mu ngoog Eli Birahim Ka lii la ëttu yëglekaay xëyal ci seen nataal waaye itam ak ci seen xët bu njëkk ci li nga xam ne nag mooy seeni journal bis bu yàlla sàkk ñu dikk ak yéen léegi ci li nga xam ni mooy commentaire yi. Sunu Kër FM seeni kër la man dégloo ci Sunu Kër FM seeni kër la tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti Sunu Kër FM seeni kër la Sunu Kër FM seeni kër la fu waay mën a nekk rek yaa ngi ñuy teewlu di leen fàttali rek mën ngeen télécharger suñu application Sunu Kër FM via App Store wala Play Store ngeen am ko ci seen téléphone fu ngeen mënti demit yóbbaale ko du jël connexion bu bari waaye itam du sonal seen mémoire ndax espace bi bariwut mën ngeen am tamit suñuy plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com ak suñu page Facebook wala yi sax suñu page YouTube ngeen mën ko am fu waay mën a nekk rek di ko déglu Cheikh Tidiane Dansokho gis nga li ëttu yëglekaay yi xëyee tey ci suñu réew li ci ëpp nag mooy conseil des ministres yi amoon démb kii di njiitu réew mi nag mi ngi dànkaafu yenn ci ay directeur rawatina Air Sénégal bi nga xam ni nag day jëlee ay doomi sénégalais waaye sax ay étranger di leen yóbbu bitim réew bëgg na ñoom itam service bi gën a nekk service de qualité waaye itam ñu nekk ñoo xam ni ñu ponctuel la ñuy doon mu mel ni sax lu ni mel ñu bari dañu koy soxla ndax booy xool rek ci assemblée nationale bi passé kii di honorable député Mame Diarra Fam mi ngi koy sànni xeer naan ko boo duggee Air Sénégal dafay mel ni dangaa dugg train bi jugee Thiaroye jëm biir Dakar wagon yi ngay gërë yi da ngay foog ni sax dangaa nekk ci tali boo xam ne ay pax lay am donc moom ci loolu njiitu réew mi daal di indi ay mesures di dànkaafu ñi nga xam ne rek ñooy directeurs yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye itam service bi surtout gën a nekk loo xam ne lu am qualité lay doon Cheikh Tidiane Dansokho. waa Ndeye Marie maa ngi lay gërëm ci revue des titres bi nga xamante ne def na ko te c'est très intéressant d'ailleurs même boo duggee ci réseaux sociaux yi sax da ngay gis ñëpp di critiquer Air Sénégal passagers yi dañ ñaan la amul confort ba pare say bagages day riir. te donc comme ni ma koy waxee rek dañoo foog ni ñi nekk ci nguur gi dañoo foog ni li ñuy def Macky Sall xamu ko kon pourquoi mu def ay conseils donc te buy dànkaafu directeurs yi donc mu ngi leen di dànkaafu ne niñ koy gérer baaxul teg ci aussi dafa bëgg mu nekk loo xamante ne moomeelu Sénégal parce que waxuñu Air Maroc dañ ne Air Sénégal te donc yaakaar naa bu ñu nee Air Sénégal ay doomi sénégalais war nañ cee gis seen bopp surtout loolu. donc mu mel ni comme niñ ko defee ci terre bi rek nga xam ne femme bi moo ko piloté
mu ngi mel ni yow ñu am bac L2 daal di dem ba piloter terre. xam nga loolu dafa doon loo xamante ne donc amul dañ koy def comme jàngum États-Unis amul bii bac amul bee bac. jàng la xam-xam ndax démb rek ñu ngi def jaar-jaaram ci télé yi di wane ne moom bac littéraire la am waaye terewul dem na ba forcé boobu ba nekk ingénieur. di dawal terre boobu donc ma ciy lancé benn message rek ne rien qu'il ne sert de courir il faut partir toujours à point. àdduna loo gëm rek da nga ca yegg. damay jël exemple comme Eli Birahim Ka suñ technicien bi. macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat. nga gis tey amuru métier bi mu am moo ko yóbbu fii te yàlla na yegg fa mu gën a fa xelam gën a njortu. te donc moo tax dama koy wax rek sama prof rajo dafa ma ko mu ne ma journalisme boo ko gëmee da nga ca yegg. bokkuma ak ñi nga xamante ne dañuy def comme yow Ndeye Marie comme tey ni la gars yi di waxee c'est très professionnel parce que dañ koo jàng dañoo dem ci école yi ñu jàng journalisme dañ koy jàng wala boo bëggee tamit mën ngaa mën métier bi de mais ngay suivre ay cours à distance mais ñu ne la mën nga bind mën nga wax rek kaay toog ci télé yi loolu moo waral dérive yi am ci presse bi dérive yi am parce que ngay gis ku tijji benn site am rek daal di gàddu ay micro boo tijjee sa site da ngay dem jël ay journaliste boo leen jëlee loolu di nga am lu nga xamante ne day ànd ak professionnalisme wala tamit nga seet loo xamante ne ña ko mérité ñu daal di fay toog. looloo tax président pilote avion waaw surtout pilote avion nañ dem ñu jël suñu ingénieurs yi parce que gisoo même hôtesse de l'air yi maa ngi gis ci benn page Dakar Actu ñu ne ñooñu dañ leen a formé ñii France ñii Canada te jóge nañ fa ñëw liggéey seen réew. ma ne ko loolu noonu yëpp dafay wane ne dañoo toll foo xamante ne président Macky Sall dafa bëgg jeunes yi ñu toog fii gëm seen bopp te il faut que tam ñu jàppale ko bu mu nekk affaire mbokk parce que njawar tey mënoon na ci jëli daal ne ku santu Jóob bu mu fa toog. comprendre wala mu ne Elimane xoolal ma samay mbokk foofu Kaolack nga tegal ma leen fa donc nañ jël ñoo xamante ne day nekk purement sénégalais muy ci terre bi muy ci Air Sénégal ñu jox leen liggéey bi ndax Air Sénégal lañ wax train express régional lañ wax nañ ko jox ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci réew mi dañu bañ koo def par parloo ay kee def na bac G daal nay am marketing communication la doon suivre nga bëgg koo ñëw ne ko kaay dawal terre bi déedéet kay def na marketing communication nga yóbbu ko aéroport mu commencé di détourner bagage su jàmbur yi di ko sàcc di yaakaar ne moom lam ñàkkoon 5 ans 10 ans da ko war a sàcc parce que cas de vol yi moom chaque jour dañ koy signaler à travers les réseaux sociaux naan Air Sénégal sa bagage moom boo reppee yow sax ci bopp danañ sàcc la nga sol te donc loolu du kenn sénégalais yi de ci boppam donc nañ ci veillé. mi ngi noonu nañ ci veillé bu baax a baax Eli Birahim Ka gis nga li njiiti réew mi def démb ci conseil des ministres daal di fëgg ci table bi ne directeur général yi waaye itam ñi nga xam ni ñoo ŋànk Air Sénégal service bi nañu ko gën a ñoŋal waaw da ciy baax ñi nga xam ni dañuy jël vol parce que tamit ki dagg billet plus de 300 000 wala plus de 400 000 francs billet d'avion bëgg a àgg fa mu jëm mu àgg ba fa mu dem ba fa mu jëm fekk fa loo xam ni maanaam ay xaaju bagage dafay fekk yeneen yi da ciy daw bay bëgg a dee du ko gis loolu tamit ana ban jàngat nga ciy def yow Eli Birahim Ka. mu ngi noonu maa ngi lay nuyuwaat encore une fois Marie Dabo ci thème bu am solo bi nga xamante ne bi indi nga ko muy transport aérien muy wajaasi si jaww ji mu nekk loo xamante ne bi mënul ñàkk vraiment dafa gën a yombal dem bi ak dikk bi si jaww ji parce que boo xoolee bu njëkk ci suñu maam yi njëkk yi bu ñu doon voyage yi ay bateau lañ doon def waaw waaw raay bi wala yoon ndox mi waaw loolu lañ doon voyager yàlla def ba roppalaan ñëw mu gën a yombal li nga xamante ne bi moom mooy voyage li nga doon def ay weer nga def ko ci ay waxtu loolu noonu nekk na loo xamante ne lu am solo la vraiment Air Sénégal international su ma rappelé bu baax a baax dafa mel ni demoon naa ba naax saay ba suux waaw ñu indiwaat ko waaw bu ñu ko indiwaatee nag nañu fexe doomu sénégalais yi nekk ci ponk koy si voilà am nañ sa dëmb rek maa ngi koy wax ma ne ñun am nañ ñoo xamante ne ñu xarañ lañu ñoo xamante ne jàng nañu métier bi secteur boo dem sénégalais yi jàng nañ ko jàng nañ ko fii ci biir réew mi dem nañ génn tamit dem ci bitim réew jàng ko fa bi am seeni diplôme
gën ko sax man ñi nga xamante ne ñoom ñooy nasaraan yi. Sénégal sax léegi am na ay école de pilote. jeex na am na benn. mu ngi noonu pourquoi pas nag société yi nga xamante ne bii ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñu jël sénégalais yi ñu insérer leen ci biir ñuy liggéey di daan seen doole. ñu bañ nag lépp lu ñuy def rek ñu jël juutal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy tubaab yi. tubaab bu ñëwee lépp lu mu am da koy jël yóbbu ko réewam. boo jëlee sénégalais nga dugal ko ci suñu société yi lu mu am ci biir réew mi rey desaat. réew mi di dox. nañ bàyyi di ñu di sànq suñu koom-koom. tubaab bi boppam la fi newal nekk la ñu fi de. poosam rek la fi newal intérêt rek moom société bu mu nekk sax bu demee ba ci biir xam nga lan lay bëgg. dem ba ci biir ñu jaay ko société bi mu gérer ko. bu ko gérer nag di ñu rey. bu Sénégal bi waroon a fayeeku 100 000 francs wala 200 000. 50 000 la koy fay. loolu nekk na loo xamante ne bi ay jafe-jafe la yoo xam ne ñun ñu ngi koy dund. société yi gën a mag fii Sénégal yëpp tubaab bi ñoom ñoo ko moom. même Kaolack gi nga xamante ne ñun ci la ñu ne. société bi fi gën a mag di salaire yi Sine Saalum bi nga xamante ne mooy produire xorom bi. ñun moomuñu ko. te pourtant Saalum la ne. ci xolu Saalum la ne. dëgg Saalum kay dëgg Saalum. ay bateau ñooy jóge bitim réew di fi ñëw di récupérer xorom bi di ko yóbbu bitim réew. pare di ñu ko jaay. ay camion di jóge si sous région bi Côte d'Ivoire Mali Burkina di ñëw fii di jël xorom bi di ko yóbbu. kon société boobu su fekkoon ne sénégalais moom moo ko moomoon wala état bi moom moo ko moomoon day gën Sénégal ñu mën cee gis suñu bopp. mais boo sa salaire boo demoon foofu noonu bu ko faa def reportage sax duñu la bàyyi. parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy employé yafa lu métti lañ fa la ñuy dund foofu man xam naa ci dara. loolu de am na. léegi nag bu ma ñëwaatee ci li nga xamante ne moom mooy Air Sénégal international boobu sénégalais yi nga xamante ne ñoom lañ fa jël nañ am fulla bu mat sëkk. ñu xam ni mbir mi seen mbira. service de qualité. seen mbira. seen mbira la. bu sénégalais ñëwee war a voyage yi nañ ko accueillir nañ ko war a accueillir. def ko ni ko ñeneen ñi di defee. bu indi ay bagages am nañ respecté bagages yi parce que nit doo jël sa bagage. sonn ci fay xaalis ba pare sonn ci fay si xaalis liñ la fayloo yëpp nga fay ko parce que avion balaa nga yéegal sa bagage yi avion moo bokkul ak oto da ngay ñëw rek apprenti yi jël rek yéenu yëpp ci porte bagage bi dafa am fu muy jaar. dañ koy peser xool ñaata kilo la loolu yëpp da nga koy fay. léegi yow loolu yëpp ñu la wax sart yi ñu la wax nga fay ko ba pare nga dem yéeg ci roppalaan bi dem ba yegg. doo gis say bagage wala bagage bi manqué loolu noonu ay coono la. dëgg yàlla opposition bi de kaas nañ ko ba sonn. ñoom tamit nañ ci am fulla bu mat sëkk ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk ñu jiite Air Sénégal international lañ ci veillé bu baax a baax. nit ñi buñ ñëwee di voyager nañ voyage ci jàmm ak salaam. buñ duggee ci biir roppalaan bi la fa war nañ ko def. hôtesse de l'air yi nga xamante ñoo nekk si biir boo waree naan ndox nañ la jox ndox nga naan boo waree lekk nañ la jox lekk nga lekk ba suur. soo waree nelaw ñu dimbali la ba nga tëdd nelaw boo waree dem toilette ñu walla toilette bi fu ma ne. parce que ñëpp xamuñu roppalaan man mii tey boo ma dugaloon roppalaan man damay réer. nu ñu attaché ceinture sax xaw ma ko. léegi nag ñooñu noonu nga xam ne ñoom mooy hôtesse de l'air yi ñoom ñoo ci war a veiller ñu xool ku soxla dara ñu ñëw jege la won la wax la. bul xaar sax ñu soxla dara. parce que avion yi am na noo xamante ne boo duggee ci biir avion bëgg a nelaw am na bouton booy bës affaire yi day tàllalu ñereet nga tëdd nelaw am sa jàmm yaram mais su fekkee ki nga xamante ne xamu ko nag day sonn. sun avion yi moom bus Dakar Kaolack ñoo yem. jeex na nag loolu tax nag parfois nag ñun gars yi ñu teggi di dem di jël ay Air France wala ñu jël yeneen kii compagnie yi li ko waral mooy ñun suñu yëf duñ ko fonk. loolu jaaxal na ma nag ci nit ku ñuul lan moo tax li mu moom daal li mu moomu la gën a fonk li mu moom. doy na waar parce que même ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa yi ñoom tey. dañ ko fiy teggi léeg-léeg am nañu gàcce sax dugg Air Sénégal dañ ko fiy teggi léeg-léeg dem jëli beneen compagnie. complexe la si ñoom ñu ne diw Air Sénégal international la duggoon dem yéeg Air France wala ñu yéeg beneen compagnie ñu dugg ci dem voyage yi moo leen gënal yéeg ci li nga xamante ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp. loolu du gàcce bu fekkee ni tamit yow boo waree faju nga fi jàmbur ci nga gën a gisee sa bopp que sa yëf nag tamit. xam nga ne ñoom ça pose problème de. problème bu mag la même ci faju gi sax tey ñoom am nañ gàcce fajoo fii suñu hôpital yi te fii ay médecin ay docteurs yu xarañ ñoo fi ne. waa bitim réew dañuy ñëw fii di jàng si di jàng si. mais xam nga ne ñun am nañ ko sax personnel bu compétent. te seen bëñ sax wóoruñ koo jox suñu docteur mu xool ko dañ da leen di jaral bëñ rek ñu yéeg avion
dem France wala ñu dem Maroc wala ñu dem feneen ak feneen dem faju ju bëñ bilaay wala bët buy métti ñëwaat te ñun ñu am ñoo xamante ne ñu xarañ la ñun ñu ko mën a def doy na waar Marie Dabo li fi nee du coono ñun coono bi ñuy dund ak galère bi ñuy dund damaa xamul kañ lay jeex su fekkee suñu njiit yi nga xamante ne ñoo ñu diriger ñoo ñu waroon a won voie yoon bu baax bi ñoom ñooy teggi yoon léegi naka la Sénégal di avancer Marie Dabo. Abdoul Mbaye de wax na ko nee na Sénégal nag day gën a métti waaye mi ngi noonu la yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal sutura rek boole ñoo ay njiit yoo xam ne dinañu mën a satisfaire si lépp lu mu mënti doon waaye itam Eli Birahim ci nga xam ne nag moo nekk ci biir ëttu yëglekaay yi bokk na tamit li gën a fës lii nga xam ne mooy libération moom la fësal ci xëtam bu njëkk ab soxna moo daal di faat borom këram ay kóor lu ko dëbb ba mokk ba pare daal di simuler braquage ba mu demee ca kanamu gendarme yi ay jooy la fa nekkee woon nee na samba boy yi dañoo dugg ci biir kër gi jaxase bagage am yi jàpp jëkkëram ji dóor ko ba faat ko te loolu yëpp maanaam préméditation moom la def faat borom këram ba pare nekk ci biir kër gi toj ay kaas toj ay balcon dajji buntu kër gi maanaam lépp loo xam ne rek day firndeel ni lii braquage moo fi jaar moom soxna si loolu la def Roxee Sall maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay delloo ziar soxna Ndeye Marie di la delloo yow it sa wàccuwaay di nuyu auditeur sunu Kër FM di nuyu Dansokho ak Elimane yu ñoo bokkal plateau. ñu ngi lay fay. mu ngi noonu gis nga ko Fatima Fati loolu daal la liggéey waaye fële dog ci kanam gendarme yi ak ay jooy yu métti ne dañoo baraake këram daal di cay faat borom këram te moom moo ko def. ah dëgër na fit de. torop ah yow def li ngay def ba pare mujjee dem di layoo. di layaat niñ naan tooñ ba pare tooññar bi moom la def. moo ngi noonu daal borom kër ba pare dem naan dañoo ñëw braqué sa kër indi la scandale rey sa borom kër loolu yéeme na fen mënu koo weesu. laay rëy na de fen mënu koo weesu. après simile nag jël kër gi toj bière yeeg frigo yi mu daane dajji buntu kër yeeg xam nga simile braquage bu amul fenn. man xam nga damay laajte moom doole ji bi mu yor fan la ko jëlee doole góor la yor wala doole jigéen. jar naa laajte nag ñun soxna yi tamit parfois luñ def rek ñu na. xam nga liñ naan jigéen dafa bëri pexe. maa la ko wax Fatima Fati firndeel na ko bëri na pexe lool waaye nag dina xam ne yàlla moo ko ëpp pexe ndax ba mu koy def jàpp ne kenn gisu ko wala kenn yëgu ko. waaye nag borom bët bu rëy bi mu ngi ko doon gis te képp ku mu bëgg a feeñal di nga feeñ foogoon na ne moom du feeñ waaye damaa xam ne Ndeye Marie jaru ko fi àdduna bi ak lu munti doon ak naqar boo munti am faat moom moo war a nekk loo xamante ni position bu mujj la te war a koo xalaat yàlla nañu si yàlla musal. te am na borom kër ñaari bant léegi moom après lan lay wax ay doomam ndax Sénégal indi wuñ peine de mort duñ ko rey dinañ ko tëj ëllëg ay doomam dinañ màgg ñu ne leen seen yaay moo faat seen baay. loolu du gàcc. way wutul fay la. bu dul fay ba faaw est-ce que sax moom bu amee doom bu jigéen ëllëg kenn dina ko takk. lambuloo na doomam jooju. waaw utal na leen woy woo xam ne nag woy wudul fay la. mais woy dans le mauvais sens. woy dans le mauvais sens xam nga li ñuy wax rek Eli parfois nit ki il faut nga am maîtrise. du ñëpp la ko yàlla may nag. maîtrise en soi connaissance en soi du ñëpp la ko yàlla may suñu borom mooy bindee noonu addunaam bi noonu la ko bindee ñiy jug ñiy taxaw ñiy dëng ñiy mel ni Ndeye Marie Dabo nga xam ne mosul def lu baax du ko wax du ko def jëf bi sax da koy të moo ngi noonu Fatima Fati loolu liggéey rey borom këram xañ ay doomam baay ba pare taxaw ci kanamu gendarme yi ak ay jooy yu métti man daal jooyee moo ma sa yéem jooyee daal moo ma sa yéem ak lan la war a mën a joteeg borom këram ba def jëf ju ñaaw jooju ak lu la sa borom kër mën a def niñ naan réeroo amul ñàkk waxtaan moo am jéem a la am sans froid du moins waxtaan ak sa borom kër parce que li gis nañ ko fi dafa bari nag bari na fi de ñun suñu mbokk soxna yi tamit war nañoo xoolaat suñu bopp taxaw suñu seetu bii xoolaat suñu bopp. ah Marie Dabo man de damaa xamatul ci ban Sénégal lañ ne. est-ce que ne ko Sénégal 2075. man dama waaru ci yàlla suñu borom ci li nga xamante ne moom mooy xew ci réew mi chaque jour ngay gën a dégg loo xamante ne moo gën a pur boo déggee tey lii nga ne affaire yi moo xanaa tey ci lii lay yem bu ñu yeewowaatee rek ñu daal ci boo xamante ne moom moo gën a garaaw chaque jour rek am nga actualité boo war a waxtaane boo xamante ne bi moo gën a pur bi nga doon waxtaane démb du toll ni borom kër yow nga mën a jàkkaarloog moom faat bakkanam ak ay cours ay cours la ko dëbbee lan moo la ko jaral ay këppante acide
tàngal ndox sotti ñun góor ñi moom dañoo sonn rek non dañoo sonn déet yéen su fekkee ñun ñoo leen jëlee seen i kër waajur indi leen di leen defal loo xamante ne bii moo leen ko am seen kër waajur ngeen ñëw respect bi ngeen ñu war a joxu leen ñu ko te ñun guddeeg bëccëg dañuy ŋar di dem di wuti dépense wut loo lekk wut loo naan foo dëkk fayu xale njàngu xale yi ak yoon yi ni mel ñu nekk ci guddeeg bëccëg di ci sonn ah mënuñoo am jàmm ci kër gi te boo demee wuti ñu ne lu tax léegi yow boo demee ba war a ut ñaareel boo demee sax loolu la xaw ma information bi lan la nag parce que enquête bi xam naa ne génnagul. est-ce que loolu la. yi ci gën a waaw parce que yi ci gën a bëri yëpp loolu la. waaw daal li koy causé lu bëri. ñaareel moom foo leen ko déggee rek tàggu ngeen ak seen sago yéen jigéen ñi am na koo xamante ne dafa ñëw di defal jawaram surprise. ñëw ne ko ah tey de moom dama bëggoon ñu waxtaan mu ne ko loo bëggoon ñu waxtaan nijaay mu ne ko tey dama laa indil ñaareel mu ngi si buntu kër gi rek mu tàggoo ak sagoom. mbaaru xataraay ci saa si xoolal lijjanti na acide bi sotti waa ji ay yàq waa ji si saa si te moom oto bu bees tàq la ko jëndal gaaral ko si buntu kër gi. ay yàlla. mais yéen lan la. Mari Dabo amee ngeen ñu Mari Dabo. amee wuñ leen de. déedéet lii naka lañ ko mën a woowee. faat bakkan da nga naan ak kii jigéenam. pour généraliser ak kii jigéenam. man daal li may mën a wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy njiit nañu génn wax ci Sénégal gii. parce que ñun li ñuy gis chaque jour. reyante gi bëri na de. tribunal bi tamit dinaa la rey te dara du ma si fekk. loolu lañ lay wax dinaa la rey te dara du ma si fekk. reyante gi bëri na de. Mari Dabo lii fan la jëm jamante paaka yi. bu jëkkër rey jabar rey na jëkkër. doom jam na papa jam na doom. man daal kenn xamul di lu mu doon daal. ana mbëggeel ga. gis mu ko de wax dëgg yàlla ki nga ne danga ko bëgg ba mu jaral la nga bàyyi seen kër. waaw bàyyi fa lépp. waaw ginaar yi nga daan lekk ak mis wi yëpp ñëw ñibbisil ko tamit nag. waaw lu mu la war a mën def na war nga koo mën a dégg. Eliman xam nga dafa am loo xamante ne maanaam société sénégalaise bi da koo bàyyi. mooy appartement yi fii ñu ngi ci yóbbu suñuy jabar ñun suñu vie est en danger. xam nga buñ dëkkee en famille nii déglu ma rek buñ dëkkee en famille problème bu amee ñëpp mën nañ ko régler daal di ciy jàpp xale bu jigéen bi daal di giif mais gis nga bu fekkente ne dañoo nekk ci appartement day nekk rapport de force man duma bàyyi yow doo bàyyi bu yàggee dana am ku ci faatu yàllaaw loolu moo indi lii parce que ñoom ñaar yàgg nañ di xuloo léegi moom muy xeex ak jëkkër ji xam naa mu jekk ko rey ko parce que nekkul ne premier acte bi rek ci ngay réagir waaw donc daal nañ xool day répétitif donc nañ xoolaat bu baax daal ni ñuy dëkkeek suñuy jabar ëllëg lu am solo la surtout Dakar dafa xaw a doy waar parce que da ngay nekk ak jigéen ne ko ci yow laay yem loolu de moom seen kàddu la ba nga dem ba moom mu am confiance ci yow ñoo sikk nag yéen seen kàddu la phrase boobu moom dangeen ko mën ci yow laay yem léegi te jigéenu Sénégal ñoom ñaareel moom bëgguñ koo dégg ci seen xol buñ ko déggee rek mooy loolu te góor tamit moom la yàlla njëkk a teg fiir mu faatu yàllaaw donc ni nga koy nattee ci yow rek waaw ni nga koy nattee ci yow rek parce que boo amee boo nekkee célibataire am sa copine doo nangu rival yow xale bu góor bi donc boo ko nattee sa côté rek donc jigéen booy signé ak moom na nga signé ak moom lu leer naññi parce que kàddu dafa doon lu am solo ci doomu aadama te buñ dëkkee bu fekkente ne da nga bëgg a ñaareel jaru ngay doxaan mën ngaa dem na ko ah man de damaa bëgg ñaareel waaye yéen ñaar ñëpp laay indi ci kër gi bu bañee nga jéem a xool waxtaan mais bul forcer wala boo wàccee def li parce que famille Dakar moom mënuñu supporter ñaareel ñoom boo waxee danaan ba muy métti ma ak sama jëkkër la woon waaw loolu lañ ñoom da leen ciy jaral ba seen bakkan loolu moom suñu yëfa waaw donc kon nañu xoolaat bu baax nan la ñuy dëkkee te bu ñuy beddi kër famille bu fekkoon ne yow da nga fa yóbbu sa jabar teg ko fa waaye Dakar sama jabar bu xëyee ma xëyi loolu laay prôné nañ dem mais Eli tamit est-ce que jotul tey jii balaa nga ñëw ci question bi may ma rek ma am lu ma yokk rek ci li dans ko wax parce que dafa dugg ci point bu am solo mooy takk ñaareel gis nga takk ñaareel dafa am sart gis nga nit tëbul rek dem takk ji ñaareel dëgg la tëb rek war a takk ñaareel loolu góor
dafa am sart yoo xamante ne moom nga war a meloo ak ci ki nga njëkk indi ba pare ngay doog xalaat dem takki ñaareel. maanaam ay kii daal ay principe yoo xam ni gis nañ ko ci sa premier mariage. benn sax dañ ne bala ñu laa may ñaareel dañuy ñee sa aaw. foofu laay ñëwee li Roqee moom wax noonu. foofu laa bëgg a ñëw. yow benn matle woo. dépasse gi matul. yéen a koy seetloo te soxna moo la ko yor. néeg bu baax mënoo koo am. lal bu baax mënoo koo jënd. tappi sax mënoo koo jënd. moquette mënoo koo jënd. dara mënoo koo jënd lépp sa jabar moom mooy dang-dangi di indi dugal ko defal. nga xëy un bon jour rek am benn coup rek nga ne damay takk ñaareel. am nay te mari amagoo rek sax kër. amagoo kër ku amul kër nan lay takkee ñaareel. bu ñëwee fan nga koy dugal. gis nga góor ñi parfois ñoom it dañuy def loo xamante ne. ñooy tooñ seen bopp de ñooy def loo jigéen ñi bëggul def. tooñ imagine yow Mari Daabo. may ma daane rek sa dans ko. imagine yow Mari Daabo yow nga am borom kër. borom kër gi yaa ko yor. ah nga nekk di galère rek moom di sonn ci moom guddeeg bëccëg di ko defal lu nekk. waxal déwén. bañaloo ko dara. lépp lu mu bëgg suba ngoon. yaa ngi ci. mu indi garaawul. indi na xooloo parfois sax mu indi nga ne ko téye ko noo garaawul man am na lu ma fi yor. nga fexe kolo teggi natt indi. jënd sa lal. lay kolo jënd moquette. tabaski ñëw nga ne ko am na lu ma dajale fii de doo ut loo ci teg ñu jënd xar ak yéen yu mel mun laa man de yoruma tey léegi li ma dajale jënd ko xar man sama yére bi ma jëndoon nangam. mën naa koo sol amul problème. nga nekk ak moom noonu. xëy yàlla ubbi la tuuti warsak rek. tuuti toq nga rakkaaju. daal di feesal ko. ak ñun ñoo soof. yéen tamit yéen tooñ seen bopp. dañoo xamul suñu bopp. gis nga Mari Daabo man nekkuma fii nii di faral kenn de ñun ñoo soof suñu jëmu bopp dañoo soof. te ña koy def dañoo soof. Maru. gis nga nit balaa ngay ne naam. ne fa waaw. gis nga affaire yi. foog ñu saytu ko nag gis nga lii enquête bi xam naa bu ñu ko defee ba pare. waaw yuuxu dana jëf fu ñu ko foogeewul. mu ngi noonu mais tamit Roqee tey jii est-ce que jotul ñu indi maanaam ñu implanté fi ay écoles yoo xam ne day jàngal uniquement sëy à part la sa yaay di jàngal te léegi sax yaay jàngaleetuñ. école de formation mariage moom léegi jàngalatuñ ko kenn xale ñooy génn di déglu si waxtaani kii for ci waxtaani kii jël ci waxtaanu kii maanaam di coller pour mën a recoller les morceaux bu ñu amee problème en seen diggante ak seen borom kër mais parents yi amatuñu jot toog di wax seen soxna yi lan ak lan est-ce que jotul tey ñu implanter yooyu la école pour soxna yi nga xam ne dugg nañ ci bëgg nañoo dugg ci biir néegu sëy ñu wax leen réalité yi nga xam ni moo nekk ci biir sëy. Ndeye Marie da nga am point bi nga wax dafa am solo ndax sëy dafa nekk loo xamante ni dafa sacré te nekkul benn fan nekkul ñaari fan sëy dañ koy jàngale xam mos naa dégg benn oustaz mu ne mosoo gis école bu ñuy jàngalee nooy lekkee wala nooy sëyee waaye nooy lekkee dañ koy jàngale nooy sëyee dañ koy jàngale. Ndeye Marie suñu mag ñi dañ daan def ne soo tolloo ci am borom kër dañ lay ndayalee bokkut ak ndayalee yi ñu gis tey dañ lay am kuñ ne ndayalee ci dëkk bi nga xamante ni problème boo munti am moom nga koy wax problème boo munti am sa néegu sëyit moom nga koy wax mu digal la lu baax xelal la ne la demal nga def lii demal nga def la Ndeye Marie loolu amatut. am na dans soxlu mu wax mooy appartement yi tamit da ciy joué bu baax a baax kër gi da daan am papa yaay maam nijaay bàjjan yumpaa ñëpp si biir kër gi bu jafe-jafe amee ñu daal di leen taaj yéen ñëpp ci ëtt bi wala ñu taaj leen ndax dañuy wax ne am na gàcc yoo xamante ni si biir néeg la yem taaj leen ci biir diw yow da yaa ngi def nangam ji da jaaduwul waroo ko def tubaab wax na ko doon salaam en famille jaaral nii su ko defee kenn ku si nekk xam fi nga war a teg sa tànk mais Ndeye Marie jigéen ñi léegi xamuñ luy sëy xamuñ luy mbëggeel xamuñ sama waree fi sëy yi sax nii la intérêt kii da diw da lay takk ba am na xaalis loolu la njëkk a laajte duñ laajte ba xam am na ngor wala am na diine loolu yëpp duñ ko xool lu muy liggéey lañ lay laaj surtout yaay yi Ndeye Marie nga ni leen mécanicien la ñu la du fi dugg nañ waxanteeg yaay ak yaay yi ma ko war a wax am na yaay yoo xam ne tey jii ñoo dugal seen doom yi si guuta loolu de am na sa jëkkër ji na la may tant de millions ñu jël millions yi di yàq au lieu que ñu ne la demal nga def si lii ak lii déedéet
duñ la si jëndal or nga denc ëllëg jafe-jafe dana am duñ la si prévoiral dara ci sa néegu sëy lu ñu def jëndee ji ko ay tissu jëndee ji ko ay sañsee ko ay xewee sañse ko lii ñu jox ko goro yi lii ñu jox ko njëkk yi nga toog ëllëg problème boo munti am sa néegu sëy doo ko mën a fajal sa garam bopp. fekk fa njëkk yu mel ni man gis nga école yooyu ngay wax buñ ko muniti dinañ créer ay natt ci koñ bi ñu créer ay association jigéen ci koñ bi maire boo xamante ne nii exemple la ci koñ bi ñu def ko maire mu leen di déggal lu baax di leen waxal lu baax su ko defee foog naa ne appartement yi moom kenn mënatu ko fee jëli waaye dinañ mën a delloo siwaat seen xel ba nga xamante ne nii dinañ xam lan lañ war a mun a def ci seen néegu sëy yi ak lii laa war a moytu ndaxte liñ naan benn lam du yëngatu day ji sa jëkkër bu waxee nga wax tontu ko bu yàggee xuloo jug bi la waaye buy wax nga ne pat man ci benn jigéen laa ko mos a jàng mu ne man sama jëkkër bi ñëpp dañ ne dafa tàng waaye buy wax dama naan pat mu wax ba doyal bu giifee ma ñëw waxtaan ak moom moo tax maa ak moom du musu xuloo loolu am na jigéen ñi nañu xool ci seen yaay yi ñu roy ci suñu mag ñi baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon xoolal soxna Jaara Buso tulaay pourtant fanweeri at ak ñett rek fanweeri at ak ñett ay def na fi lu ko borom santan defut kooku doom bi mu fi jur ñu bëri juruñ ko fi déedéet ma asu jànqa exemple la maam Roqee Njaay kooku ñu ngi nettali benn xista maam Alaaji Maalik dafa am ku mu duggaloon xalwa lu tolloog ñetti fan maam Roqee Njaay mu ngi boot Sëriñ Babacar Si radiyallaahu anhu nee na lekkul ñetti fan yooyu lekk ko nee na maam Maodo génn ne ko soxna Roqee jox ma xale bi fan yëpp gisuma ko ma ñaanal ko nee na bi muy tekki mbootu mi la daanu mu ne ko sëñ bi baal ma de su ma sañoon de du ma daanu waaye dama xiif rek a tax nee na fi mu taxaw la gis ñu indi ay sëfi giléem lekk lu nekk waaye maam Maodo da koo séddaloo ba mu jeex nee na moom demoon na ba bëgg a décourager moom mu ne moom jour boobu moom demoon na ba bëgg a décourager ndax séddale bi mu koy séddaloo le te moom mu ngi xiif bay bëgg a dee nee na mu ba mu jeex la mu ko doon bëggal rek tey suñu borom def na ko mais gis nga la ko ca fekk tey jii warloon na ko doom ju baax tey jii fu ñu tudd doom yu baax yi tudd doomam jigéen ñi nañu roy ci suñu mag ñooñu am nañ fi repère de billaay am nañ ay mais référence ñu nekkee daal di xool repère occidentaux yi nga xamante ne nii wanuñu lu baax sa jëkkër waxee nga saaga ko bu waxee nga ne ko toppal fële bu waxee benn nga ne ko fukk foog naa jëyee du fi jeex de mi ngi nañu xalaat ak jigéen ñi daal ne ma li mag ñi waxoon jotaay xale rek doyu ma waaye jotaay mag rek doyu ma nañ ko mixé gis nga Marie Daaw yéen a ngi wax ay école de sëy école de sëy yi amoon na mais yéen a ko fi dindi yéen jigéen ñi ci naka ndeyale dafa amoon nga am koo xam ne moom lañ la ndeyale ngay dem ci moom li la sa yaay am kersa pour wax la ko moom mu la koy mu la ciy waxtaan di la yedd di la jàngal àdduna loolu moom moo amoon ndeyale mais ndeyale léegi di ngeen koo jël xam ne da ngeen koo moderniser xaw ma loo leen ko def commercialisation la du yéen a ko waxal seen bopp noonu ngeen ko def léegi buñ la deelee sax yow am nga problème parce que yaa ngi xalaat yow kii buy sëy ani fooy jëlee li nga ko war a defal parce que nit ñëpp ñu ngi xaar ne Marie Dabo lañ deele waaw moom lañ magale mais affaire yooyu ñu jël léegi dugal ko ci suñu société bi te loolu nekku fi loolu moom moo indi lii yëpp te ndeele léegi amatut tur baa fa ne wala commercial bi ngeen wax ne gis leen ma waaw loolu moom moo fi ne léegi parce que su fekkoon ni ñu ko doon defee bu njëkk ñu ko doon defee ba léegi problème yi am léegi yëpp du am ñu ndeele la Roqia woolu këram nga ñëw ngeen toog mooy la diw nii la ak naa la boo demee nii ak naa man nii ak naa naay defee xoolal sa ndey ak nu mu nekkee nangam xam nga première école kay sa yaay la war a doon voilà nga jox ko exemple mu jël yooyu di ko sol ci boppam di ko kii nii di ko mémoriser ci boppam bés bu demee foofu rek pratique bi day yomb mais yow loolu kenn mësulaa wax dara boo ñëwee rek da nga yaakaar ne comme ni nga doon dundee ak sa copain rek noonu ngay dundee ak sa borom kër xuloo jàppal bàyyil est-ce que noonu la war a mel copain du borom kër lay sëy de du génn moom jeex na ñoom nag dañoo yaakaar ne nuñ doon dundee ak seen borom kër sama yambar bi di ko tuddee sama yambar bi sama dof bi wala sama dof bi wala sama ngaaka bi noonu lañ war a dundee seen i jëkkër ànd dem resto ànd dem nañu indiwaat loolu ndeel yi gii ay yàq xaalis bi yi ngeen nekkee si dëkk bi ngeen bàyyi ko liggéey fukki at yàq ko ci benn fan jeex na man du ma si commentaire foofu laa ci yem
daa soxo ah comme li nga waxee rek comme ndayale gi moom comme Sénégal moom léegi lépp intérêt ah nañ dem rek nit ñi moom chaque jour yàlla wan leen suñu bopp. moo anoo rek anoo rek waaw mi ngi noonu en tout cas nañ delluwaat daal ca lañ fi bàyyi woon nit moom du wàcc àndam ndax boo demee di nga fekk borom toog ci àndam ngi donc noonu de loolu rek la te Wolof Njaay moo ko wax am ndaa toj ndaa taxut a bari daal waaw nañ dellu daal parce que problème yi sew yi am yëpp boo xoolee couple yi boo xoola Ndeye Marie boo xoolee statistique yi amul benn couple bu rayante ñu dëkk ci kër gu mag xoolal li ma la wax rek waaw ci appartement yi da nga koy seetlu lu ci bari nag kese booy xool problème yi kër yu mag yi soit ay doom baay ay wujjee Ah. ay kii maanaam xale yi ci biir daal ñooy am coow yu bari yooyu soit borom kër gi génnee ñu war a miraas mais rayante moom appartement rek ni ko daal parce su que ko manque de waxee communication bi moo ci bëri moo ngi noonu sëy bu amul communication chaque jour da ngeen di réeroo te fu ngeen toll da ngeen di jotee waaw xëy mooy rapport de su ma force xëyee mooy liggéey daa su ko xëy liggéey xale yi xëy jàngi fu ñuy waxtaanee Kenn mooy waxtaan. rapport de force ñi c'est-à-dire ñi ko def ñëpp soit dañuy tas sax daal delluwaat seen kër parce que rapport de force mooy am xale bu góor bi day takk ñaareel di fa fanaan yow nga ne ko du ci dal su ko defee mu am rapport de force xale bu góor bi gën laa dëgër bopp yow nga dëgër bopp yow dem nga ba am liggéey yow nga ne ko léegi man damay préférer tas jël ak samay doom mooy mu ne la waaw demal ku ne day dëgër bopp waaw su ko defee boo demee kër ga mag ñi sax dañuy dem ba dañ lay ragal parce que léegi yow ki la jur moom da lay dem ba da lay moytu waaw en tout cas mu moo ngi ngi noonu noonu gis nga Marie Dabo ah toujours dama koy wax ne ñun roy dàq toujours moom moo ñuy lor moo ñu sonal bi lay moo ñu sonal ñun dafa am loo xamante ne moo nekk suñu réalité mu neex muy vie de famille vie de famille ak a neex dafa neex am ay doom bàyyi ci kër yi ñëpp ngeen juboo am say wujj ci kër gi say wujj peccorgo kër gi neex kër gi neex animé loolu dafa neex ana stress ambiance familiale dara daa foofu stress du fa dugg billaay du fa dugg yàlla boo ci am ku xorom ba mel ni daa soxo waaye léegi nag ku ci saa am bu ñëwee ngeen ree ku ci am benn mos bu ndaw rek ngay laajte appartement 3 chambres salon ñaata la wala benn be 2 chambres 2 chambres salon ah ñu lijjanti ñaata la ay 700 000 papa yaay doom le chien et le chat chat du noonu ngeen ko tuddee loolu moom ngeen jël rek maanaam ngeen bëgg ko même yéen jigéen yi sax bu ñëwee di la labat loolu nga koy njëkk a demandé. baa man maay dëgg est-ce que tu vis seul. dañ lay njëkk tu vis seul. man am naa sama camarade de classe xam daf ne ma man de bala maa sëy ñaan naa yàlla sama goro dee man ko est-ce que yow ñaan nga yàlla sa mag bu góor bi takk jabar sa yaay dee mënu ma dee de man ko bu ko yéene yaay jàmm xale jigéen ñi sax ñoo bëgg tut goro nday ma boo waxee mun na yàlla bu ma am goro ay aka neex ci kër nag dafa neex ci kër dafa neex ci kër waaw nga yor say doom mu ne la indi ma tëyal waaw sama naa la di daw daan maam waaw dafa neex ci kër xam nga parfois li koy indi en général mooy que ni nga xam ni dañoo juddoo ci toi et moi les enfants le chien et le chat màggee noonu foog ne habitude boobu ñu incorporé seen biir mooy wëy mais mën nga bëggante koo xam ni ab caami ñu Ndeye Marie boo xam ne seen kër moo raw Chine populaire kër ga famille bi macha allah dañoo sakkantu war fa kaala macha allah nga ñëw sëy si fa kooku xam nga nu mu fay nekkee tëju suba ngoon guddeeg bëccëg lëlu rek parce que xamul ambiance boobu xamul atmosphère boobu day dem au fur et à mesure petit à petit bu doo ko xam ni bëggoon na genre yooyu maanaam yàgg bëgg ak famille yu yaatu yooyu day jéem di adopté wu ndànk-ndànk ba mujj gi day dem ba mujj gi sax mooy raw waa famille nu ngi noonu en tout cas di leen jaajëfal commentaire yi am na solo ci li nga xam ni moom la ëttu yëglekaay yi xëyee tey jëlee ko ci li nga xam ni mooy service Air Sénégal bi nga xam ni njiitu réew mi daal dinay fëgg table bi wax ni ñi nga xam ne ñooy directeurs yi nañuy veiller bu baax à ce que mu nekk ay service de qualité waaye ponctualité bi tam nañu ko bàyyi xel bu baax a baax waaye itam li nga xam ni jot nañ ko nemmeeku ca Ouest Foire muy Fatima Fati bi nga xam ni dafa faat borom këram ba pare similé li nga xam ni mooy braquage tax mu jural ko ay heures yoo xam ni saccagé na kër ga lu ne dugg na ca en tout cas lu mu ci mënti doon itam bu ngeen demee ci li nga xam ni mooy critique yéenekaay di ngeen ko am ci biir journal boobule ngeen mën ko lire xam bu baax a baax histoire bi ci lan la porté wu ak fan mooy origine ba léegi ñu dikk ak yéen ci suñu tomb bu mujj gannaaw ba ñeenti simili bootoo ci joxam ñeenti waxtu. Sunuker FM
kër laa sama gaañ yi dégloo ci sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa sunu rajo laa dégloo di sunu kër FM seeni kër laa man dégloo di sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal sunu réew lu jëmale sunu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale sunu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suuf juróom benni simili moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ñu daal di sóobu ci ñaareelu pàcc yi émission sunu kër matin di leen fàttali rek application bi disponible na via Play Store ak App Store mën ngeen ko télécharger du jël espace bu bari waaye itam du leen sonal fu ngeen mënti dem ngeen di déglu li nga xam ne mooy sunu kër FM di leen di ngeen ko am tamit ci suñuy plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com Sunuker FM la première radio africaine de Los Angeles Grand Ndiawar ñu ngi lay ziar bu baax a baax ak képp koo xam ne rek mi ngi foofu rek ca diwaanu Los Angeles waaye itam di ziar bu baax a baax sama grand frère depuis New York ak ki nga xam ne nag moom itam mag la ci man di Mohamed Seck depuis Kansas City ak famille yom yëpp ñoom ñi ngi foofule ci diwaanu Kansas City Idrissa Gueye depuis New York moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax bu mel ni rek Elimane fépp fu waay mën a nekk àdduna wër ngeen këpp 5 continents yëpp suñu kër mi ngi fa disponible na suñu page Facebook ak suñu application YouTube yooyu noonu yëpp fépp fu ngeen ci déggu rek ñun ñu ngi fi yëpp ndeysaan partout di leen nuyuwaat bu baax sax vraiment ñi nuyu Soxna Rama suñu jigéen la nekk ci rajo suñu kër FM moom it macha allah bokk ak Njawar émission l'info autrement Njawar sax day faral di wax ne émission bi du sama émission Soxna Rama la démb rek maa ngi koy déglu waaw mu ngi ci France ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah suñu jigéen boobu di nuyu Amadou Makhtar Diop moom it mu ngi ci rajo bi di nuyu suñu technicien bu mag Famara Diop vraiment nekk technicien rajo suñu waaw ndeysaan mu ngi foofu noonu ci Dakar ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu personnel rajo bi yëpp muy États-Unis muy Sénégal yëpp waaye ak ñi nga xamante ne ñoo nekk fii nii ci diwaanu Kaolack ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaane di gërëm bu baax a baax suñu président directeur général di monsieur Ndiawar Diop macha allah sama xarit sama grand frère ma koy kontaane bu baax a baax waaw di ko wax rek suñu kër matin bi moom neex na parce que ndekki yi am na solo. café gaa ngi fi. ñu lay simmi yow meew baa ngi fi. ku lay simmi. suukar baa ngi fi. ku lay simmi rek ku lay simmi laa bëgg a xam ku lay simmi. man ñi sant ba ñoo ma simmi. ñi sant ba ñu ngi ci koñ bi nii tout à côté nii rek tout près. nañ ma ko jéggal quoi. tout près ma kër gu bokk gi ci côté mos gi moom xam naa ne bu ñu ma fa naree topp moom danañ ma jàpp moom. mooy noonu en tout cas ñu ngi leen di ziar bu baax a baax suñu tomb bi nga xam ne nag moom la ñu fas yéenee waxtaanee mooy li nga xam ne mooy insalubrité donte ni sax kii di njiitu réew mi daal dina lancé woon li nga xam ne mooy cleaning day ñu war di setal gox-goxaat yi waaye itam mbedd yi waaye dañoo nemmeeku ni dafa am gox yoo xam ne moom la ñuy setal am bërëb yoo xam ne duñ ko setal te loolu defe naa ne bu fekkee dañoo lancé slogan ne cleaning day ñëpp ñoo ci war a jàpp gox bu nekk ñi nga xam ni ñoom lañ fa teg war nañoo mën a li nga xam ni setal seenu gox waaye itam bu ñu xaar rek nguur di décréter li nga xam ne mooy cleaning day yeeg
yeneen ak collaboration yi nga xam ne am nañ ko ci diggante ay UCG ak association yi nga xam ne am nañ fi ndax fii Kaolack rek am na fi benn GIE boo xam ne ñu ngi tudd GIE Dewo ñoom itam ñoo fi njëkk a def lu ni mel laata UCG di ñëw waaye dañu gis ni rek am na yenn secteur yoo xam ni lii di cleaning day bi wala lii di set setal bi àggu fa loolu tamit am na ñoo xam ne dañu koy faral di ñaawlu mais duñu xam ci yan anam lañuy kii waaye itam booy xool am na lu mu indi ci wàllum avantage muy création de l'employabilité des jeunes am na jeunes yu bari tey ji ñu ngi ci suturlu di ci gis seen bopp di ci dimbale seen njaboot ñi ay père de famille lañ ñi ay mère de famille ñii sax ay soutien de famille lañ donte ne amuñu borom kër wala amuñu soxna ñi ngi ci biir waaye itam loo ci mënti dégg rek roqee setal maanaam set gi ci li ma jàpp est-ce que nekkul ni dafa war a commencer ci xol yi ba pare parce que bu xol setut est-ce que di nga am kàttanu yëkkati mbuus bi nga xam ne mi ngi tere ne sa buntu néeg wala xeer bi nga xam ne mi ngi sa digg ëtt bay dem ci mbedd mi di for bant yi nga xam ni mën naa gaañ kenn ku nekk jàppoo ni war nañoo mën a setal xol yi fóot jikko yi laver li nga xam ni mooy comportement yi nga xam ne ñu bari ñu ngi koy seetlu te jéey yu bari yu koy indi loolu ci lay bokk laataa ñuy wax setal mbedd bi. waa Ndeye Marie comme ni nga ko waxee si thème bi nga indi dafa am solo mooy setal l'insalubrité mooy salte gi ci dëkk bi. nan la ñuy def ba jëlee ko fi. nga wax nag point bu am solo mooy xol yi dafa war a set Ndeye Marie dañ ne liggéey boo koy liggéey te sa xol sedd si doo ko liggéey na mu waree. sa xol da ciy sedd ba pare nga mën ko liggéey Ndeye Marie ku setalul sa néeg doo setal ëtt bi ku setalul ëtt bi doo setal mbedd bi. loolu de am na. état nag dafa def lu am solo lancé clinique day ne nañuy setal dëkk bi. di setal kenn ku si nekk rek bu dee bale nga yor bu dee peel nga yor bu dee rato nga yor nga setal. mais tamit dañ ci soulever benn point mooy setal gi dafa am pàcc yu mu yem ci dëkk bi. booy xool quartier yi nga xam ne dafa jege tali bi. waaw ñoom la ñuy setal. waaw tali bi. boo xool boo duggee xuus ci biir. da ngay romb fii man su ma amee sama ndox fii laa koy tuur. kii am mbalitam xëpp ko fii. da ngay gis ka ku ñëw si terrain jàmbur di fa tuur yow nga bale sa kër ba mu set. nga tonni ñëw ba ci terrain jàmbur nga xam ne fondation na ko ba fas yéenee ñëw tabax dëkk. nga ñëw jóoral ko fa ak bari sama koñ. ndax loolu dana tax dëkk bi set. du mus a set kenn ku si nekk daal da ngaa war a jël sa matuwaay avant état li mu def am na solo mais balaa état di jug naa nañ setal. ñun ñoo waroon a njëkk a jug defar suñu kër yi defar suñu mbedd yi. da nga naan gis saa boo xëyee gis jigéen ñi seen buntu kër yi ñuy bale. léegi pour nga romb buntu kër ñu bale ko sax problème la. kenn amatul jotu bale sa buntu kër waxantuma laak nag nga naan da ngay setal koñ bi. loolu de am na. association yi dañ daan def chaque fin du mois wala ñu def par quinzaine. ñuy ñëw di setal koñ bi mais da ngay gis ku naan kër gee bokkuñ ci association bi duñ egg seen. buntu kër ñu noonu duñ génn duñ ko setal. loolu tamit war nañ see bàyyi xel comportement yi civisme dafa baax si nit da ngaa war a civiliser da nga yor sa muusu ndox naan ko ba mu set au lieu que nga dem ba ci poubelle nga sànni ko fa mais da nga koy jël sànni ko ci mbedd bi yor sa xottu banaana sànni ko si kaw tali bi nit jaar ca dëgg ja damm ko damm loolu yëpp daal war nañoo xoolaat ci comportement yi la ñun ñoo war a defaraat suñu ay jukko setal suñu ay xol mun a defar dëkk bi suñu ko defaree su ko defee yooyu moom yaakaar naa ne léegi yabatul Kaolack da nga daan dégg ñu ne la Kaolack boo demee yooyu fépp la léegi yooyu fépp foo dem rek ñu gane la léegi wàññeeku dafa nañ de wër de wàññeeku wuñ dans léegi foo dem rek fekk fa yoo non Rufisque moom moo ëpp yoo ci Sénégal Tëngéej yaa ngi tooñ waa Rufisque yi de Tëngéej ak Maris yaa ngi tooñ waa Rufisque yi de Tëngéej ak Maris moom instant bi ñoo ëpp yoo ci Sénégal yoo daal foo dem léegi ci Sénégal fekk ko te lépp waralu ko lu dul salte bi ci dëkk bi nañ setal Tëngéej daal dañuy xool fi ñuy tuur xoolal Yoff Laayeen duñ tuur si mbedd waaw mais dañuy gas ba mu xóot ñu tuur buñ ci paree wa ONAS yi tamit war nañ see wax waa taxawal ONAS yi foofu laay wax waa ONAS ñoom dañ leen a wax assainissement pour tous ñuy tànn ñi am 200 000 300 000 di leen monter di ko jaay daa soxo duma ko tàyyi di wax dinaa leen fu ma munti toog ci Sénégal dinaa leen dénoncer ñu ngi Kaolack gii mais on a dit assainissement pour tous mais pourquoi ñuy jël ay regard dem am na benn maire ñu dafa dem mu ne ko waaj ne ko doo ma joxee 100 000 dinaa jënd lépp ñëw mu montel la léegi boo fekkente ne da ngaa dem bureau ba fële 300 000 francs ngay fay kenn ko non normal bi mooy da ngay joxe 35 000
bu affaire yi génnee ñu montel la bu 35 000 boobu mooy normal boobu da ngay dem banque Société Générale nga fay ko après ñoom ñu ñëw boobu sa kayitu ndox rek ngay yóbbu facture ndox boo ko fayee ñoom après dinañ ñëw ñu def étude yi daal di laajte kër gi daal di ñëw nga fay daal di am sa Orange branchement waaw léegi sax dañ ko yokk 15 000 francs la woon bu njëkk ba ñun ci boobu lañ am mooy bu 15 000 ba da nga koy dem verser ji Société Générale comprendre buñ paree ñu jox la mais léegi nag comme dañoo dem ba ñëpp dañ koo songu léegi dañ ciy arnaqué nit ñi ñii 200 000 ñii 100 000 te ñi te xam nga tey bu fekkee weer bi da nga ci xam nga Kaolack moom amul kër gu ndaw fekkee weer bi da nga ciy manque 4 fois 25 000 xam nga loolu dèjà yow bu ñu la laajee benn 200 wala 150 000 da nga koy joxe yow mi koy joxe dèjà yow corrompre nañ la waaye ki koy jël moom it moom da xam ne loolu muy joxe askan wee ko moom waaw bu fekkente ne nag population sénégalaise bi wala Kaolackoise bi ñoom dañ cee nar a seetaan noonu man du ma ko seetaan waaye Kaolackoise ñoom ñoo ko nangu ndax Ndeye Marie da ngay gis nawet mu taw ba sebet nit ñi ñii di jooy mbënn mi ñii seenee néeg fees Ndeye Marie nga gis ko ubbi foosam di ko ngacc di tuur ci mbedd bi di wal dem ci këri jàmbur yi ñu naan ndoxum taw mi te du ndoxum taw mi ndoxum foos yi la buñ paree daal ne état bi def fi dara jikko yi daal lañ war a defaraat buñ paree daal ne état bi def fi ay dara jikko defaraat suñu ay jikko mën a defar dëkk bi suñu réglé wut suñu ay comportement duñ mën a régler dëkk bi nañ xool suñu comportement amaat comportement citoyen bu baax nga xamante ne nii foo munti toll rek da ngay bàyyi xel li nga xamante ni ci nga nekk man lii may def nii su baaxul keneen su ko gisee daf may toppandoor kon man damaa war a joxe un bon exemple sama ay doom wala sama ay rakk wala keneen ak keneen Ndeye Marie école dañ daan def reboisement élèves yi ñu teg ay cellules yéenay roose garab yi yéenay arrosé garab yi ñii ñooy chaque jour nga gis classe bi ñu teg ay groupe balayage yéenay bale xoolal comportement citoyen boobu noonu ñu doon jàngale ci école yi léegi pour nga gis ko problème la waaw looloo tax nag nit ñi fi mu toll nii daal instruction civique waaw mon quartier ak éducation morale yooyu yëpp amatul ay mon quartier mon village ma maison ban année lañ en ko tout cas seen yooyu yëpp daal ñoom bañ reyee éducation Sénégal la kii ba yàqu comportement yi comportement yi jeex parce que da nga jàng éducation morale éducation civique civique lépp da nga ko doon jàng billaay mais mon léegi quartier avant kii ne acte de bon avant citoyen de parler je salue mes parents avant de quitter ma maison je balaye la cour barki Rasul yooyu yëpp ñu te la bu koy njëkk ba jàngal mu nekk rajo yi ci yow sax rajo yi dañ su ko daan defee da ngay déplacé wu dund ak moom ànd ak moom di ko màgg ak moom. màggaale loolu mooy nekk ci yow di ko màggaale man habitude boobu laa am ba léegi rus naa téye sa ndox naan ko pare bu may dox nii si mbedd bi di ko sànni jëpp ma ko jàngee ba man rus tey naa ko kaasu café ma sax am gàcceem kaasu café sax man tàngal man sama saak bi fi ne nii ay xotti tàngal ak lu ne nga ciy gis ay mbalit mu fees dellu moo fi nekk parce que rus naa koo macci sànni ko ci mbedd mi bu fekkee da ngaa lekk banaana daal di sànni imagine am na oto yoo xam ne peut-être seen pneu yi dañuy jeex mu dëgg ci xottu banaana bi déraaye borom jakarta yi nga xam ne chaque jour ñi ngi xoos seen bopp ci tali bi Eli est-ce que tamit jotut ñuy ut ay point focal gis nga Europe seen caméra de surveillance la ñu yor boo tëflee ci mbedd mi duñ la wax dara de dañ lay bàyyi ba nga àgg sa kër ñu indi la sommation nga dem fay ay euro yu dul jeex ngay fay fii nag moom ngay gis jiit lanteeg ñin mu ges sax tëf ne la xaax ne la tëf daal di dem yoonam mbedd buur la ana buur fan la buur teg séesam toog yow la yaay buur ana buur gis na mari daaw benn affaire bi dama la koy wax xam naa gars yi jégal ma nag si baat bi parce que dama xaw a sot ak man mii voix bi tey moom daa xaw doy waar gis nga maa ngi doon dégg sama benn frère ma naan mu ne ma gis nga États-Unis amul benn dëkk bu ko gën a rafet ci àdduna déedéet surtout New York City waaye bu ñu jëloon Sénégalais yi yóbbu leen New York City jël waa New York City indi Sénégal baax New York City yàqu lay waxal de dañ ko waxal de woon kon xam nga ne kon catastrophe moom moo fi am catastrophe kay parce que dëkk bi saltewul de pour ñu nañ waxante dëgg mari daa dëkk bi saltewut nit ñi la saltewut nit ñi la parce que mbuusu ñuy sànni ci mbedd bi kaasu azeté yi nga xamante ne ñoom la ñuy sànni ci mbedd bi mbalit bi ñuy tuur ci mbedd bi ndox yi salte yi ñuy tuur ci mbedd bi dëkk bi tuuru ko fa de tuuru ko fi moom ñoo ko fay tuur nit ñi ñoo ko fay tuur de ndax ñoo ko fay tuur mais affaire bi dëkk bi ku nekk bu jëloon def ko sa yëfu bopp dëkk bi set rafet wécc kay kenn waxatu ko ku nekk bu amoon complexe tey naan sa kaasu café nga sànni ko ci mbedd bi am complexe
ngeen jéggal ma nga naan sa ndox sànni ko ci mbedd bi ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def ci mbedd bi ku nekk tuur ndox nga am complexe pour def ko ci mbedd bi te dëkk bi day baax. day baax sax de. comme ni nga ko waxee sànq noonu Mari Dabo. man mii billaahi wallahi wa taalaahi am naa kersa naan café wala naan ndox sachet ma sànni ko ci mbedd dama am kersa bi complexe bi dama koo am. am na ñoo xam ne def muy ko muy dara ndeysaan. gàcce laa ko def su ma sànnee dara ci mbedd xoolal daf may jaral xoolal ma dama koy téye sama loxo ba gis fu poubelle nekk ma ubbi ko ndànk dugal ko ci biir. loolu lan la may wàññi. dara. te mais su léegi foo fekkee tourné poubelle yaa ngi fi. mais pourtant am na ñuy seetal ak ñoo sonn. ñuy bale waa ICG. waaw ak ñoo sonn. naaj bu tàng bii. dañuy bale ba pare keneen romb fi ñu bale woon ñu sànniwaat fa. dëkk bi kañ lay set su fekkee ñii ñu ngi gas. ñii ñu ngi suul est-ce que pax dina fa am. mu ko fu pax di amee. fan la nit pax ñi di ñoo am? war a changer seen comportement yi. koñ bi nañ bàyyi lépp rek ñu koy wékk ci état bi. léegi association yi sax dañoo dem ba dañoo bàyyee. même état bi bu matlewul sax ñun buñ xaar dara ci état ñun nañu nekk suñu état bopp. maak yow ñoo bokk koñ Mari Dabo ñoo jàkkaarloo kër yow boo xëyee suba teel balel bi ci digg mbedd bi nga bàyyi man su ma xëyee ma balewaat ba àgg fa nga yemoon est-ce que foofu du set. ay gis naa sama buntu tante kër bu koy yëpp def da day bale ba bale côté buntu bitig ba te diggante fa mu dëkk ak bitig ba mën na ay 2 mètres wala 3 mètres. ñun am nañ maire buñ dëkkal day bale buntu këram moom këram nii buntu bi nii la ubbeekoo. moom day bale buntu këram ba mu set. mu ëlbatu ko ñëw si yeneen kër yi nga xam ne nii lañ ko féetee. mu bale seen buntu kër yi ba mu set. am na ci kër goo xam ne moom chaque jour booy ñëw bale leen seen kër ndax xam na ne ñoom duñ bale kër gi. moom dafa am jot. xam lu ñuy wax maire bi dafa am temps ba leen ko muy bale. mais tiyaaba la ci am de. tiyaaba rek la. tiyaaba la si am. xamuñu ko nag xamuñu ci bale. su ñëwee fekk mosa yi fu nekk fii yëre fii daal fii mu jël range yëpp dem teg moom dara du ko taq. man ko bu ñëpp meloon ni yow dëkk bi ne la set kenn du xaar état. Mari Dabo gis nga cet dafa bëgg ci ngëm. an nazaafatu min al iman. billaahi waxal ca kaw. kon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. kon cet ci ngëm la bokk. an nazaafatu min al iman. gis nga makkaan bu set Mari Dabo. sa esprit day ubbeeku. wax ma sa esprit waaye sa xol bi day féex. sa xol bi day féex da ngay nekk en l'aise boo nekkee foo xamante ne dafa set wicc sa néeg sa bi nga xamante ne bi nga si ngay fanaan boo xëyee nga bàyyi noonu sa néeg billaahi wallaahi wa taala xoolal boo ñëwee da ngay jaxasoo mais nga dugg si néeg rek fekk ñu lal ko ba mu tàlli ñeret organiser ko siège bi fu mu war a karo yu weex tàll karo yu weex tàll ñu organiser ko ba mu rafet xoolal da ngay dugg rek da ngay nekk en l'aise da ngay firi boo xëy di wuti sax da nga koy am. cet fu mu nekk sa xel mi mooy dal sax. te loo ci xamul nag xanaa moo set day joxe wér gu yaram. da nga wax ndànk. bien sûr. xal ca kaw. xam nga lu tax ñuy jàpp. jàpp bi ñuy def nii balaa ñuy julli. day dindi taq raxas bàkkaar. dafa am loo xamante ne moom la lay jox mooy cet te cet moom moo lay jox cawarte moo lay jox wér gu yaram. moo lay jox dënn bu ubbeeku. am énergie. l'islam léppam da ko organiser. billaay lépp bu jëloon lépp rek ñu delloo ko ci l'islam delloo ko ci téere yàlla bi kaamilu alxuraan bi. moo ñu sonal nag wallaay lazim xoolal lépp day jaar constitution bu mag bi yëpp alxuraan la. suñu repère ci alxuraan moo ñu sonal. toppatuñu ko. lijjantiwuñ ko sax. mais ñuy def yëfu maa tey naan nangam. am na Mari Dabo ku ñuy nuyu. def commentaire. waaw si réseaux sociaux page Facebook bi. xam naa mën nga dugg foofu noonu sax lire commentaire bi. mu ne au alentour de Kaolack plein de plastique dispersé dans la nature les sans agriculture kii mu ngi tudd Record Sali. Record Sali waaw. loolu la commentaire daal. mu ngi noonu. Kaolack de moom mu ngi nii rek. waaye léegi nag booy xool Kaolack même aux alentours kii route nationale beeg. yeneen kii tey waa UCG yu bari ñu ngi koy par rapport ak bu njëkk. boo dugg si waan maanaam ki nga xam ne musul jaar Kaolack. musul dëkk Kaolack. tur bi sax musu koo dégg. bu duggee rek maanaam dégg-déggam Kaolack ci tur la yam mais musu fee jaar soit nga jógee Dakar jëm Tamba doo xam dëkk yi comme man léeg-léeg su may tukki duma xam fuñ toll ak fuñ yem nga dégg Kaolack
mais ma étiquette bi ñu doon tappal naan ni moo gën a salte ci Sénégal waaw loolu nag dëñ na seen mbuus yeeg seen mbalit yi il suffit nga dugg maanaam Sagne Bambara nga génn Sagne Bambara di dugg Sibassor danga naan maa ngi Kaolack danga naan maa ngi Kaolack parce que mbuus yeeg mbalit yeeg salte yeeg yooyu ngay gis noonu yëpp waa UCG yi yàlla mi ngi ñuy dimbale te quartier boo dem ña nga fa tey Sibassor ak di sax Medina Baye ak fépp foo xalaat rek waa UCG yi ñu ngi fa kon lu bari wàññi nañ ko lenn rek kay la ñuy sàkku nguur gi jàppalee ñu ko wala boog ki nga xam ne moom la yàlla nar a tag ci boppu moomeel bi muy usine de recyclage mbalit bi ñu am foo xam ne buñ mbalit mu ñu dajale ci Kaolack fii fa lañ ko yóbbu am na fi benn au niveau de Kahone ak waa Caritas yeeg yooyu noonu mais buñ ci amoon ñett mbalit moom jaratul ñu koy sànni mbalit mi parce que buñ ko recycler mën nañ ci am leneen dañ ciy produire leneen loo xam ni daf ñuy jariñ ñun ñii ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax loolu nguuru Sénégal moo ci mën a jàpp président Macky Sall c'est un appel boo xam ni say jarbaat ñoo la koy lancé à travers suñu kër rajo waaye itam eli tamit am na loo xam ni tamit nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mooy est-ce que tey ñoom ñi nga xam ne ñu ngi bale gëdd bi ñu leen war a jox ñu ngi koy am parce que tamit yeewu 6 heures du matin léegi guddi gi sax dañ koy commencé di bale 8 heures ba 15 heures wala ba 17 heures nga jël kaaru ngoon 19 heures jëm 21 heures wala 22 heures ci koo xam ne ñii dañoo yor famille ñii dañoo yor ay soutien de famille lañ du bëri ñoom ñoo koy dimbale imagine tey oto mën na ko fel xam nga du am suivi Jakarta mën na ko xoos du am suivi boobu est-ce que ñoom ñi nga xam ne tey jii ñi ngi ci tali bi di bale am nekk nañ dans de bonnes conditions pour mën a def li nga xam ne mooy seen liggéey normal parce que dañuy gis koo xam ne day bale ba mu yàgg ndeysaan mu toog wala nga romb ñuy bale ñu naan la may ñu 100 francs ñu jënd ndox ma ne ko condition baaxul man def nañu ko bu dul benn yoon du ñaar dama leen di romb ñu ne may ñu 100 francs ñu jënd ndox ma yëkkati 100 francs jox leen wala ma yëkkati 500 jox leen parce que xam naa li ci teg ci naaj bu tàng di liggéey boo ko dundul mënoo koo xam surtout Kaolack bi ñu nekk nga xam ne dafa tàng jamono bu ci nekk ñu ngi ci décembre mais ñu ngi tàng ba mel ni ku nekk ci mars ñoom si ay conditions yu précaire moom dañuy dund ci seen liggéey bi waxantuma la maltraitance bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi leen koy maltraité si dëkk bi di leen xeeb naan leen jóge leen fii da ngeen a wayati wuñ de parce que dañuy daan seen doole ndax ñoom demuñ ci kenn ñaan leen wala ñu saraxu la waaye dañoo gis ne lii te ñoom dañuy jaamu yàlla yow nga jug fajar gàddu sa bale gàddu sa siwo gàddu sa rato ne damay dem setali dëkk bi kooku da nga kaa war di ñaanal foo toll waaye tamit état da leen a war a bàyyi xel jël leen dans des très bonnes conditions nga xamante ne nii defal leen sax ay suivi boo xam ne bis buñ demee sax ci liggéey bi ñu nekk war ci retraité ñuy fayee ko ay pension nday mari dañ leen a war a bàyyi xel bu baax a baax Mari Dabo condition su fekkee côté condition yu baax moom amuñu ko te ñoom vraiment waroon nañ leen teg ci ay conditions yoo xamante ne bii condition mucc ayib la bu ñu feebaree mën a faju bu seen njaboot feebaree ñu mën leen faj bu ñu waree fay jàng ñu fayal seen doom yi jàng mais tey jii buñ la waxoon loolu li ñu leen di fay salaire da nga sax yéemu ci yàlla ak naaj bu tàng bi nga xamante ne dañuy xeex suba ak ngoon ngir dëkk bi set jàppale wuñu leen de su fekkoon sax loolu noonu nga xam ne moom lañ leen di fay par mois mu ngi daje sax mu tane waaye dañuy toog 3 mois yoo xamante ne chaque jour ngay dégg ñuy kaas 3 mois yu tegaloo wala 4 mois yu tegaloo léeg-léeg sax ñu banque seeni loxo mu ngi mel ni daal ki nga xamante ne moo nekk ci mbalin mi di liggéey kooku daal considéré wuñ ko comme un citoyen considéré wuñ ko comme koo xamante ne dafa yor liggéeyam di liggéey comme Mari Dabo mu xëy rek ubbi biroom taal kilimam di liggéey. daan doole la de te boo demee sax Mari Dabo kooku noonu. ñooñu la yàlla gën a gërëm sax kawan ñu toog ci kilim bi. mu ngi noonu yow nga xëy rek taal sa kilim yaakaar ne yaa gën ki nga xamante ne yaa ngi ko romb ci mbedd muy bale. gënoo ko day ñafe ngay ñafe. maa ngi bës a gis benn bon buy liggéey mu ne benn jour dama xuloo ak sama patron. mu ne ko yow mbindaan kese nga simple mbindaan nga mu ne ko yow tam mbindaan nga
parce que man su ma xëyee si sa kër gi di liggéey yow da ngay taal sa oto yow tam nga dem di liggéeyal keneen bu weer dee kooku fay la yow nga fay ma maag yow ñoo yem kese foofu boo fa jalgatee sart yi dañ lay teg ci yoon man su ma jalgatee sart si kër gi nga teg ma ci yoon tontu na ko de kon maag yow ñoo yem kese ñoo nit ñi nañuy bàyyi xel ci loolu ñu xam ne képp koo gis fii rek dañ laa employé waaw ki nekk si hôpital bi di liggéey ak ka nekk si mécanicien ba di liggéey ak sa menuiserie ba ak sa mbalit maag ñoom ñëpp ñoo yem képp président Macky Sall sax dañ ko employé ñoo ko moom ñoo ko fi teg suñuy waaw lay wëy njiitu réew mi ci boppam dañ ko employé ñun ñooy ay batorom boos yu mag ay noble ñun ñooy ay noble am balaa nga koy xam ne dafa waroon a jalgati sart nga xool ndax askan wi duñ wax ak moom bul sonn duñ xaar sax mu jalgati sart bu ko junjee sax askan wi jëli fa mu waxee ñu wax xani du noonu jeex na tàkk nag bul sonn nit ñi nañu ubbi seen xel yi ñu defar dëkk bi ñu xam ne ñun dëkk bi ñun ñoo ko moom tey jii Afrique am na dëkk yoo xamante ne tey boo fa demee da ngay kontaan fu ci mel ni Kigali dégg naa foofu sa benn sachet ñu moo ko fa mbuus du fa naaw sa Rwanda du fa naaw mais bu leen fàtte réew yooyu itam dañ fay teg ay sanction de xam nga réew moo xam ne boo fa fii dañoo fii boo tegee sanction rek moo sévère waaw fii boo tegee sanction rek am ku jóg naan daa métti sangam nangam di te dañoo nekk réew moo xamante ne lu président def am ay ONG yu jóg ne ko dañoo ay droit de l'homme pays laïque lañ bàyyi leen ñu def lii xoolal maanaam débat bi sax duñ ko génn sax mais xoolal démb rejeté nañ liste Yewwi Askan Wi lan moo ci jar génn di taal ay puno lépp pour nit ñi jaxasoo nga sàccati non man Sénégal nit ñi seen comportement daf maa jaaxal ah yow dèjà waa ICG bale nañ ba pare nga ñëw këpp mbalit mi taal daal di kii bu ko defee nit ñi daal di kii ñu nekkati ci di baleeti ñun déedéet man li ma ci gën a naqari sax mooy après nit ñi dañ cay ñàkk seen bakkaar xoolal maire bi nga xam ne dafa teg taabalam tëj ko dem këram ñëw fekk fa zinc kese fekk taal damm nañ ko daal di koy taal pour lan yow bokkoo ci ay élection say waajur bokkul seen famille kenn bokku ci toogal sa kër ah yow da ngaa am leader bokkul mais seetal keneen wala bu la neexee jour élection bul dem voté ji nga yeewu sangu ba set teg sa ata ay naan te bañ a werante loolu moo ci gën a leer mais lan ngay demee fekk ay nit toog nga këpp dem jël ay puno taal te yow doo xëy ba jël benn bant bale daal di dem bale ko nit ñi ñoo koy dem dindi nga créé fa embouteillage su ko defee non man comportement yi man nit ñi ci boppam ñoo ma jaaxal en tout cas c'est à revoir comportement yi c'est à revoir waaye itam ci biir kër yi nañuy sellal xam nga liñ ne rek boo fóotee sa xol la maam Abdou doon wax nañu fóot xol yi Serigne Cheikh ñëw feelu ko ne ko nañu sang xol yi nañ sang réew nañu sang jikko yeeg lépp rek ci li nga xam ni ci naat kaaraangeeg Sénégal la bokk parce que ñun xameewuñu fitna gu bari mais te li ñu nemmeeku mooy que ni fitna gi bari na fi torop génération bii ñoo ko fi indi te politiciens yi ndaw yi ñoo leen di manipuler kese jox la benn 5000 francs benn 10 000 nga dem ñu dóor la bal nga dee ñu commencé koo politiser en tout cas war nañoo sang xol yi laabal kër yi waaye tamit am na loo xam ne Elimane nañ ci bàyyi nañ ci duut baaraam mooy Ndeye Marie Dabo muy xëy bale ay néegam ba mu set fomp ay karom ba mu baax dajale mbalitam ba mu baax teg ko buntu kër Roqeya lu tax mu ne xet gi daf may gêner te xet gi génnee sa biir kër nga war ko mën a teg sa buntu kër mu gêner la yow mi nga xam ne yaa ko fa teg déedéet waa kër Roqeya lay dem weñ yaag verre de terre yaag ñëpp di fa jebbi yàlla bu mu nekk nawet nga buub sa kër ba mu set dindi mbali di débouché canal yi ba mu ak conduite d'eau yi ba mu war a fet nga def ko sa poul dem ba ci buntu kër Roqeya nga teg ko fa Roqeya ak ay njabootam xet di leen bëgg a rey feebar di leen bëgg a rey looy tamit war nañ cee wax Marie Dabo li ñu war a wax moom moo bëri xanaa ñun dañuy sonn rek ci sénégalais yi seen comportement yi chaque jour da ngay wax rek waaye Elimane tam réew mi tamit wax a koy defar de wax defarul dara waa baax na mu ngi noonu chaque jour dañuy wax rek ba sonn bu ñu sonnee ñu noppi parce que loolu nga wax noonu am pagay ñu koy def waaw am pagay ñoo xamante ne dañ koy def wala sax bu ñëwee ñu tegal leen benn pëlu mbalit boo xamante ne fa lañ war a sotti mbalit bi bu ñëwee dañuy tayal sotti ko ci suuf dem seen yoon wala ñu jël noonu rek sànni foofu day dem ba nekk foofu noonu genre dépôt d'ordure loolu am pagay nga gis ko ñi nga xamante ñoom ñoo yor oto mbalit yi bu ñu ñëwee ba bu ñu sottee pël bu mag bi ba pare dañuy obligé jël seen i rato di rato foofu noonu di jéem koo yëpp ci oto mbalit bi pour dem
mu tardeel leen mais su fekkoon dañoo respecté woon li ñu leen wax pëllu baa ngi nii ci koñ bi boo ñëwee kiyal nu mu turati sottil ci biir su fekkee dafa fees utal sa saaku nga sotti ko ci saaku nga teg ko ci côté boobu noonu ñoom bu ñu ñëwee rek dañuy jël saaku bi sotti dem seen yoon mais sénégalais yi teyal nañ teyal boo xamante ne man damaa xamul lan la xaw ma ko de mais ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñu jiite ñoom it war nañ ñoo dimbale oto mbalit yi nañ ko yokku nañ fexe koñ bu nekk am oto mbalit bu fay taxawaalu chaque jour pourtant am na léegi am na mais nañ ko yi gën a yokk ci koñ yi waaw na gën a loo yokk xam ni amoo ko woon il y a 5 ans de cela wala 6 ans de cela léegi man sama koñ chaque 2 jours oto mbalit bi ñëw voilà ñun ñii sax nañ ko gën a yaatal ci biir koñ yëpp nga xam ne koñ bu nekk dina am oto mbalit bu fay jaar chaque jour di récupérer mbalit bi loolu bu ñu koy def rek koñ yi dootul am ay dépôt d'ordures dootul am benn foo xamante ne da ngay romb mbalit muy taxawaalu dañ ciy gis ñoo xam ne sax tayal da leen jàpp bu ñu balee duñ ko def ci fóoli bi dañ koy teg fi oto bi di jaar pour bu ñu ñëwee ñu ba mu tonnel leen xoolal boo ñëwee si diwaanu Kaolack fii da ngay waaru ci yàlla mari daabo xoolal canal yi dañoo fees dell ak mbalit imaginal yow nga ñëw rek fekk canal boo xam ne ñu ko def pour ndox bi dafa jaar di dem nga jël mbalit dafa sotti ca jël xar mu dee tëmbal ca mat la bu yàqu nga ñuux ca chaque jour dañuy wax mooy loolu léegi nag bu ñu defee loolu bu nawet bi ñëwee ndox mi waroon a jaar si canal yi jàll si géej gi wala mu jàll sa bassin ba léegi du mën a jàll fan lay jàll si biir kër yi Elimane man gis naa koñ boo xam ne seen potu sàmburu doom yi duñ ko tuur ci douche fan lañ koy canal yi lañ koy tuur xoolal loolu rek dañuy jógee seen kër yi daa gàddu seen potu sàmburu rek seen sota la ñëw ba ci canal bi ñu tuur nee yaxas nañ ba mu set yow ci canal dañuy tuur potu sàmburu wala ci douche lañ koy tuur dëgg ñoom yàlla duñ mës a tuur seen potu sàmburu ci douche yi ndax te mari daab xam te mag ñi dem ci douche li ñuy wax ni yëpp nekkul loo xamante ne sax dañu koy tatoon di ko wax loo xamante ne yaa ko information bu leer nañ boo xamante ne yaa ko tegal sa bopp affaire daf may yéema xam nga yow parfois information sax da ngay ñëw fekk information bi passé nga topp action ak yoon noonu mais li information à soo la boo xamante ne yow yaa ko gisal sa bopp yaa koy dund chaque jour du ko gis waaw di fàttali rek ñi nga xamante ne bi ñoom ñuy seetaan ci Facebook live bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah di wax ne rek mën ngeen commentaire mën ngeen partager aussi di leen béggee bu baax ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ñuy suivre ci Facebook live suñu kër FM macha allah kontaan nañ ci yéen partager leen ko mu gën a yaatu waaye tam mën ngeen bind seen i message wala ngeen bind ñu ngeen def seen i commentaire incha allah ñu lire ko en direct ay suggestions yooyu yëpp sont les bienvenus voilà boo leen mën amee loo leen ci yokku tamit mën ngeen ko bind ñun mën nañ ko jàllale mën ngeen bind seen i commentaire ñun jàllale ko en direct di fàttali aussi mën ngeen ànd ak ñun nga woo ñu ci 33 936 33 ma répété ko 33 936 33 33. waaye xam nga Elimane da ngaa wax lu garaaw maanaam lépp loo xamante ne dañ koy wax rek maanaam dañ ko ce sont des faits de la société te Kaolack dafa doon région boo xam ne moo gën a war a gën a mën a neex a defar fii ci Sénégal mbeddi xatul am nga foo jaarale ay canalisation mais nañ ko wax te dee ñaata ministre de la République ñoo jaar Kaolack suux ñaata ministre heureusement sax deuxième mandat Macky Sall bi Kaolack waaye ñu ngi ciy gis seen bopp ci wàllu assainissement tuuti sax as tuut waaw as tuut 1% xoolal les canaux à ciel ouvert bañ ko waree tëj du sax tey réew dafa am loo xamante ne da koy dépassé tubaab yi ñoo ko fi defoon pour muy évacuer ndox yow ñëw nga toog jël nga sa indépendance yow ñun bañ juddoo waruñ foon fekk sax canaux yi vraiment parce que tey bu nit di jël ay poto sàmm wala mu jël douche am rattaché ko ci loolu ca municipalité ba la au lieu ñu liggéey déedéet duñ ko def de dañuy ñëw pour ñu leen di tagg yaa baax fee nga jógee sàngam nangam ak ainsi de suite nga yëkkati xaalis bi di ko pasare te tëj lii du dara tëj canal yi def yeneen canal du dara ñun de sama koñ am na ñaari yoo xam ne moom benn bonne volonté moo jël kii sax xaalisam di ko tëj du dara wallaay azim tëj canaux yi à ciel ouvert du dara fii distance bi guddul xoola pour évacuer ndox la da ngay ñëw nga yokk ko daal di koy tëj jeex na léegi ka ca defoon foosam bu fekkee yow da nga koy baal nga baal ko wala nga ne ko mu uti ONAS mu daal di jeex tàkk mais fii parce que nee naa la réew pour nga liggéey ko parce que réew pour nga liggéey ko balaa maa dee ñu toog di tagg Kagame nañ fi teg ay loi ne ku def lii ñu daan la wóor na yàlla kon léegi tey ñu raw Kagame mais déedéet doo ko def de njiit yi duñ liggéey dañu topp ci ay futilité topp ay soirée topp ay ndaga topp ay mbeeraay lu ne ñu dugg ci lu ne loo xam ndax lan
dañoo bëgg politique xoola tey politicien bu la romb dana la nuyu pour xam sa tur ndax lan pour am électorat waaye bés boo yaakaaree ne dalaa xam mësulaa xam da lay utiliser donc bés bu élection passé boo ko wooyee numéro bam la joxoon doo ko jot boo ko bëggee fekk birom sa boo waxee danaan la non boo amul audience te tey yow avant élection yi moo doon ñëw sa kër tey nit ñi ñoo war a yeew buñ jàppee nit ñi dof en tout cas mu ngi noonu setal gi ci dëkk bi nañu ci bàyyi xel bu baax a baax nekkul ni rek Dakar capitale moo war a set mais yeneen gox yi nga xam ni surtout man li ma gën a jaaxal mooy que ñun ville bi tey demal par exemple Latmingué def naa fa 1 mois saa yu ma xëyee war a liggéey da ngay gis jeeg ji ñooy xëy kii bale ba buntu kër keneen bale ba buntu kër keneen bale bu ko defee alignement boobu yëpp doo gis salte dimanche xale góor yi génn bay ñax yi nga xam ni période nawet ñax yi nga xam ni yooni sareet yi ci la ñuy jaar nga dem dëkk Ilimaan fa mu takkee soxna kër xaasum la même chose wala ay suuf yu rafet yoo xam ne àll yu naat ñuy taaye ko defar ko ba mu rafet dañuy bale bay lay suuf nga dëgg ci danga ciy dox tànki neen man dem naa ba ñëw li may sol daal dama koy compter lépp la ñuy def parce que xam nañ ni lii nii buñ dee xaar UCG ñoo defar leen ko wala ñuy xaar keneen ñoo defar leen ko seen gàcce lay doon ñu njëkk ci ku leen ci fekk leen ci ku leen ci fekkul ñu xam ne fekk ñu continuer ko Ndeye Marie bay sa weeyu tànk loolu am na bay sa weeyu tànk dara da nga ciy njëkk ba pare jóg la ko bala ngaa digle sangu da ngay set loolu am na bala ngaa wax état dama defal lii dama defal laa yow da nga ciy jiitu def sa kéemtalaay kàttan ba dem ba yow ba tële nga doog uti wàllu te yaakaar naa setal yaakaar naa ne bale toon amul kumta tawut kenn amul yow boo kumta demee bale sëgg ñu jaay la ko 200 bala taxaw ñu jaay la ko 600 est-ce que yow tële ga léegi dañoo tayal sax ba léegi bale boros la ñuy wala boog état moom mooy dem jënd ay conteneeru bale kër gu ne mu dugg fa ne la ab bale loolu la ñuy xaar mbaa ma dem Thiès di fa commandé ay bale ci association ba te association yi Ndeye Marie association yi léegi ak association yi ma ko war a wax nag yu ci bëri defatuñ acte citoyen bi ñu doon def association yu ci bëri léegi lu ñuy def dañ leen teg par annuel suñu organiser suñ 72 heures wala suñ 48 heures di togg suñu ay ginaar di lekk ñëw def suñu ay poème Ndeye Marie amul sens gis nga dans ce xo dane politique xam lan la mooy defar sa réew billaay mooy defar sa soo bëggee nit ñi bëgg la nit ñi gëm la nit ñi fonk la da nga leen di defal li nga xamante ne nii moom la ñu bëgg ci seen quartier Ndeye Marie man sama quartier dafa salte dinaa fexe jox jeunes yi ay rato jox leen ay pelle jox leen ay brouette kaay leen ñu set setal chaque semaine wala chaque quinzaine ñu set setal koñ bi Ndeye Marie duma la fonk kii kat bëgg na dëkk bi gis naa ne lamp yi kat dañoo toj tàkkuñ ma dem commandé sama ay lamp ñëw monté dëkk bi du leer bu ñëpp defoon noonu Ndeye Marie dëkk bi dina tox mais yow da ngay wax rek gis nga Sénégal dama am benn chauffeur camion bu ñu dëkkaloon mu ne bis bu ñu demee bés penc sénégalais suñu waxee ba pare yàlla ñëpp lay dugal àjjana mu ne sénégalais wax rek la mën mais def mu ne jëf boobu bu desee moom si ginnaaw lay féete moom du jëf bu moom day wax rek wax moom moo ko fi dàq xam nga war dane sénégalais su meree bàyyi ko mu wax ba giif bu ko log bu waxee nag ba pare moom pare na si mer bi sénégalais wax rek nañ bàyyi wax bi te liggéey nañ bàyyi wax bi daa amul sens amul benn solo état def fi lii xoola dëkk bi ni mu saltee xoola mbedd yi ni mu lëndëmee duñ dajale ñu cotiser jënd suñu làmp ñoo def suñ koñ état bu ñëwee wax ñu ne ko ñun de lii ñoo ko fi defal suñu bopp waaw yow nag loo mën a dimbalee ñu waaye ñun xaaruñ la si dara bul xaar nit si dara man duma la xaar yow Ndeye Marie dama war a def dama siy jiitu mu ngi noonu duma la xaar mel ni li ñu tërale woon ci waxtu daal di ne këmmal di ko jaatefal bu baax a baax moom Rokhaya Sylla ci intervention yi waaye itam Cheikh Tidiane Dansokho ba ci El Ibrahim Ka ñu jox ko mu joxe kàddam gu mujj ci bésub tay bi mu ngi noonu Marie Dabo vraiment am na solo ñu lay gërëm bu baax a baax ak ci ni ngay diriger émission bi am na solo ak ni nga koy séddalee vraiment am na solo ñu ngi lay ciy gërëm bu baax a baax di wax ne rek chaque jour ngay indi ay thèmes yu am solo. di wax rek auditeurs yi wéy leen di déglu programme suñu kër FM surtout émission bi nga xamante ne mooy suñu kër matinal parce que émission la boo xamante ne bii ay information lay traité nu mu gën a rafetee mu leen koy jox. waaye itam di waxtaanee ay tomb yu am solo bés bu yàlla sàkk di wax rek yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy teewlu
man ngeen ànd ak ñun chaque jour ci Facebook live ngeen def seen i commentaire wala ngeen ñu bind seen i message ñu jàllale ko parce que yéen tamit am ngeen ci wàll wala sax ngeen ñuy woo ci 33 936 33 33 33 936 33 33 di la gërëm ñëpp di gërëm Ndiawar Diop suñu directeur di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu suñu kër FM ci www.suñukër.com maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba ëllëg incha allah. moo ngi noonu Adja Cheikh Tidiane Dansokho. wala tey mooy dernier numéro de la semaine baay. tey mooy dernier numéro kon auditeur ak auditrice bu suñu kër FM yéen a ngi ci seen émission suñu kër matin donc dañ leen di jox dig daje ba 3 janvier ci at mu bees mi. incha allah di leen jaajëfal sax di en profiter di leen wax bonne et heureuse année 2022. année bi doon atum naataange xéewal yi yokk ba baawaan suñu kër ca kanam. ñi ci des ci gannaaw. kon ba lundi incha allah. waaw Ndeye Marie comme ni ko ñëpp waxee di delloo cant ak ngërëm auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon teewlu ci www.sunuker.fm ak ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon topp ci Facebook live bi ñoom ñëpp de gis nañ seen ay contribution di leen wax rek ne fii la chaque jour Sunu Kër matin di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni ko Dansokho waxee di leen jox dig daje ci at mu bees bi. incha allah bu déwén naree ñaaw yàlla na mel ni ren. amiin incha allah waaye te xam naa ne déwén ay dàq ren sax incha allah. moo ngi noonu suñu kër la seeni kër la moo nekkoon dernier numéro de la semaine tey jeudi yemoo ko fanweeri fan ci weeru décembre am atum 2021 waaye itam ñi nga xam ne ñooñu doon teewlu di leen di jaajëfal ci li nga xam ne mooy suñu plateforme www.sunukerfm.com www.sunuker.com c'est suñu page Facebook ñi nga xam ni ñoo jot a réagir ak seen i commentaire ñu ngi leen di ziar bu baax a baax jaajëfalaat ko moom Eli Ibrahim Ka bi nga xam ni moo nekkoon ci xarala gi di ziarawaat bu baax suñu grand Ndiawar depuis les États-Unis waaye itam avant loolu dafa am sama xarit boo xam ni tamit dafa fees ci man Elimane day fêté anniversaire am tey mu Chérif Younous Diatta depuis Dakar TFM caméraman moom itam di ko yàlla baaxal di ko xam ni benn nit la boo xam ni sans façon benn nit koo xam ni amul daraay problème léppam ci jàmm la maa ngi koy souhaiter un très bon anniversaire at bi nekk at boo xam ni atam lay doon une année de santé, de bonheur, de prospérité, mais itam beaucoup d'amour auprès de sa famille et de ses amis. Itam di ko ziar bu baax a baax moom depuis Dakar Chérif Younous Dia. Je te souhaite un très bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Sunu Kër matin depuis Kaolack cœur de ville Kaolack mi ngi noonu Elimane di leen ñaanal kendalu jàmm di ko sàkk ci ñoom un très bon anniversaire waaye itam un joyeuse Noël et bonne fête à tous à lundi inchallah. Sunu Kër FM seeni kër la